asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ni ñu koy defee altine bu jot ci seen émission bi nga xam ne miin ngeen ko lool léegi miin waxtu wi muy arène sénégalaise ma ciy feggoo saa su nekk ak doyen Ngagne Diagne ñu fas yéene dalal ndaanaan comme ni ñu koy defee altine bu jot xam ngeen ni coronavirus bi moom moo kor làmb ji waaye terewul nag saa su nekk dinañu fexe ba indil leen lu nga xam ne yéen a ngi ciy jàppandi tey tamit ñi ngi lire commentaire yi di xool ni ngeen ñuy toppee ak ni ngeen di toppee émission bi remarque yi ak suggestion yëpp ñi ngi koy dégg mais li ñu soxal rek mooy saa su nekk ñu jox leen lu nga xam ne di ngeen ci dund làmb bu baax a baax Alaaji Ngagne ñi ngi lay nuyu di la ziar. di la fay Hadj Malick di la ziar di la ñaanal yàlla dolli jàmm ci réew mi dolli ko njaboot gi yëpp. ci barke Seydina Mohamed di ñaan nawet bi yàlla dolli barke bi. ndax nii mu doxee nii ñu ngi ci sant yàlla bu baax ndax ni muy tawee ak ni mu mel mbokk baykat yi gis ci seen bopp amaana nag sax am na ay gàllankoor waaye du ñàkk ci sunu borom ni muy doxee. ndax sunu borom buy def moom seetu ci Ngagne seetu ci Malick Thiandoum seetu ci kenn koo xam ne kii day def te la muy def ña muy defal parce que yàlla yemalewul suy may ñu njool ñi ñu gàtt ñi dañuy muñ buy may ñu gàtt ñi ñu njool ñi dañuy muñ ndax sunu borom noonu lay doxee moom buy def rek dafa am lu ko tax a jóg te sunu borom lépp lu ko tax a jóg xéwal la kon nañu sant yàlla bu baax ndox mi am na ñu mu lëjal waaye nag nañ ci sant yàlla ndax xam nga lu tax Malick am na loo xam ne lii am na yoo xam ne fekkuñu mbënd mi da nga di daaw ña nga ca woon waaye ren fekkwuñ ko am na ñoo xam ne bu doon seen sago ñu toog fekk mbënd mi ba mën cee wax waaye yàlla dogal fekkwuñ ko loolu yëpp nag nit da ci sant yàlla lépp lu la dal rek xoolee ko ñi nga xam ne waroon nañ ko fekkewuñ ko te nekk feneen sant ci yàlla te xam ne looy nettali rek yàlla mën na laa caa may beneen xéewal kon ñu ngi ñaan yàlla jàmm ci réew mi nawet bi yàlla yeggal ko ci jàmm feebar bi nag gàcce ngaalaama Sénégal yi ñu ngi ci góorgóorlu bu baax xam nañ li mu leen yàqal xam nañ ko bu baax a baax Sénégalais dafa am jom te Sénégalais xam na mukk lépp lu koy lor su ko xamee dina am jomu bàyyi ko ba nga xam ne feebar bi nii muy delloo ginnaaw yàlla na gën a dellu ginnaaw ba nit ñi delluwaat ca la ñuy def Hadj Malick borom kër yaa ngi toog seen kër liggéeyatuñu am na ñoo xam ne seen sax moo daan xëy dem wuti ñëw indil njaboot gi léegi mënoo dem liggéeyi te dañ la tere taxawaalu daanga borom kër daana xëy sax doo am lu mu def mu génn jël saagam dem sax sutural boppam ba ngoon mu ñëw waaye mënatoo ko léegi boo toogee ci kër gi bu xorom manqué mënatoo cee daw bu suukar manqué mënatoo cee daw amul dara looy sagal ci borom kër gi ndax feebar bi yàlla na ko fi yàlla jële amiin ci barke Seydina Muhammad amin Alaaji Ngagne amin rek moo ci topp mi ngi dellu ginnaaw bu baax ñuy jaajëfal sénégalais yi parce que bi ñu commencé rek di déglu ndigalu ñi nga xam ne ñooy spécialistes yi di takk masque yi di respecter distanciation sociale yi feebar bi mi ngi dellu ginnaaw wax dëgg yàlla ñuy jaajëfal aussi personnel médical bi parce que jàmbaar lañu suñu médecins yi li ñuy liggéey dafa yéem àdduna ba tey ji Sénégal pratiquement ci wàllu xeex lii di coronavirus bi ñoo ci jël deuxième ci àdduna bi loolu day wane ni suñu xereñte docteurs yi donte seeni moyens bariwul ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaale aussi Ibrahima Faye mi nga xam moom moo nekk mooy Buzz nekk ci Lutte TV waajuram bu góor dafa wàññeeku Ibrahima Faye waaw waajuram bu góor moo xam mooy affaire pay-per-view yeeg yooyu mooy xale bi ci nekk ak ñoom Lamine moom la waajuram voilà moom la waajuram wàññeeku moom tamit ñu ko koy jaale bu baax yàlla xaare ko àjjana Max Mbargane aussi ñu ngi koy jaale jigéenam bi nga xam moo fi bàyyeekoo fan yee ñu bari sax tiitoon nañu ndax dafa am site bu nga xam ne dafa bind ni làmb dafa nekk ti dëj ba pare jël photo Max Mbargane ni ko ca fàng ñëpp yaakaar ni Max sa faatu man ñu bari woon nañu Max sax barki dem bi muy def émission ci rajo bi mi ngi koy wax xam nga ba njuree jàmm di wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla ñu bari woon nañ ma di yaakaar ni damaa dee mais deewaguma sama jigéen moom moo feebar wàññeeku ñi ko def nag ci site bi ay vues lañ ci soxla ba jël sama photo ni ca fàng loolu yi tamit war nañ ko xoolaat ñu setal liggéey bi bu baax parce que Max mi ngi fii ñu ngi koy ñaanal moom it mu gudd fan lool di ko jaale jigéenam boobu génn àdduna alors Alaaji Ngagne tey champion bi ma la indil ko suñu mbokku téléspectateurs yi dafa nekk champion bu nga xam ne maanaam carrière am man dama koy xaaj ci ñetti pàcc bu njëkk bi dañu koy jël ci wàllu lutte traditionnelle nga xam ne lu nekk def na ko ci ndam lu nekk am na ko ci
moo xam fii la moo xam ci biir diwaan yi nekk na yi tamit ci wàllu lutte africaine internationale jël tournoi CEDEAO kon champion de la CEDEAO la ci wàllu bëre dóor mu nekk ku nga xam ne yi tamit carrière am macha allah dafa rafet ndax booy wàññi ay defetam ñett rek nga koy wàññi waaye booy wàññi ay ndamam di nga wàññi fukk ak ñaar wala fukk ak ñett muy ku nga xam ne yi tamit ci wàllu bëre dóor classe bi def na ci ay jaloore waaye ndaanaan la lu nga xam ni ba muy door dafa bëre ak ay moroomam waaye turam yi tamit boo koy jël am at la lay jox dafa bokk ci calendrier bi. waaw dafa bokk ci calendrier yi am at la lay jox at mu nga xam ne Senghor am na la mu ca waxoon at mu Senghor fonkoon. at mu Senghor fonkoon te fekkewu ko. te fekkewu ko at mu nga xam ne woykat ba sax woy na ko Pedro mu nekk ku nga xamante ni nii tamit alaaji ngañ ci tableau de chasse am maanaam ñi nga xam ne tër na leen ci biir làmb ji mën nga ci wàññi ku ñuy wax coon 2 déggatoo ko sax daan na tampon ndaw. waaw daan na bébé Saloum daan na feu rouge daan na Saloum Saloum daan na Alioune Seye numéro 2 daan na Malaw Seras daan na Super Étoile daan na King Batlik Douglas daan na Mansour Diop numéro 2 daan na Boy Diourbel daan na Badiane donc boo xoolee ci carrière am da nga ciy jukki ay champion yu confirmé ndax boo nee bébé Saloum ni Saloum Saloum ni Alioune Seye 2 ni Super Étoile ni Malaw Seras ni Douglas ni Mansour Diop numéro 2 ñooñu ku leen daan ndaanaan mu nekkit ku nga xam ni tey jii dina am fu bari fu ñu xuus ak moom ndaxte dafa waroon a nekk ndonol Mohamed Ndiaye Robert dafa waroon a nekk ndonol Manga 2 dafa waroon a nekk ndonol Yaxya Diop Yékini ndax ku nga xam ne da nga màgge ci tund wu ñuy wax Joal Fadiouth di doonu séeréer boo bëreewul yi tamit fooye nga ko kon xale la bu nga xam ne tey jii bu làmb waxoon dëgg fii moroomam egg yépp dina fa egg aka naqaree bëreel aka am fit aka am sañ-sañ ci làmb kooku moom mooy kan xam naa ni jëli ngeen ma mu yàgg ndax ba ma nee rek turam ci calendrier am at la moom la Pacheco woyoon. waaw atum naataange. Pacheco grand Pacheco. grand Pacheco moo ko woyoon kon nag tey ki ñuy dalal mooy l'an 2000 en 2000 ñu ngi lay nuyu tur wi nag neex na lool ndax ni ko Alaaji Ngañ waxee. Senghor dañu woon à l'an 2000 Dakar sera comme Paris. À l'an 2000 Thiès sera comme Dakar. Tivaouane sera comme Thiès. sama dëkk ba Ngaye Mékhé sera comme Tivaouane. bu ko defee nag. woykat ba Pacheco daal di koy jël woy ko l'an 2000 l'an 2000 l'an 2000 atum naataange la noonu laa la dugal. kontaan naa si présentation bi. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. di rafetlu liggéey bi macha allah. di nuyu suñu père suñu tonton. di nuyu waa kii rajo bi yëpp télé bi. présenté nañ ma ko macha allah ñoom laa njëkk a nuyu quoi ndax gis naa fi xarañte tamit. macha allah tooñ paa bi sax na ko yoroo leen télé rek bayal ngeen yor. bilaay ndeysaan. ndax espace bi waaw. waaw non yoroo leen dox instant bi kay. bàyyi ngaa jox leen benn pantre bu ndaw la ñu yor. macha allah di profité di nuyu ñëpp. personnel bi ñëpp xam nga. donc ñoo may présenté sama benn dëkkandoo tamit bu nekk suuf Serigne Saliou. Serigne Saliou Deme le grand technicien Serigne Saliou Deme maa ngi koy nuyu di nuyu waale magam bi ma dëkkal gendarme Dieng. xam nga di profité di nuyu sama fan si yëpp fu ñu mën a nekk di nuyu Sénégal yëpp di ñaan tamit comme paa bi ni mu ko ñaanee. mbas mi yàlla na fi jóge. ndax sonal nañu trop. waaw sonal nañu trop. paa bi tamit ni mu ko waxee Sénégal yëpp ay jàmbaar lañ. ndax ñëpp a xeex ak moom. waaw si jiital xalif général de Mouride. si ndigal léegi jëf gi. xam nga ñu ngi koy siyaar bu baax di ko ñaanal gulu fan bu ànd ak Muntaxa jëf na ci lu am solo am solo waaw joxe ci ndigal yu am solo
ci màggal gi nga xam ne la ñu jëm sax waaw. ah mi ngi ci laaj 5 millions de masques. 5 millions de masques waaw. xam naa ne nag Touba di nga dox ba fakkastaloo ay masques. ndax waaw, sëñ bi moom bu ne lii laa bëgg. waaw gars yi moom dañ ci digal dem rek waaw, waaw waaw moom dañ ci digal dem Malick. bés ba mu leer. xam nga. xam nga 18 safar. tey di ñetti fan. ci 18 safar. muy weer bi nga xam ne moom la maam Sëñ Tuubaa ne woon nañ ko ci sant la sant la yàlla. yàlla. Sëñ Muntaxaa ca jëf ja. moo ca jiitu. moo ca jiitu. ca ndigal ya moo ca jiitu. mënoo gis mukk Sëñ Muntaxaa te gisoo masque. waaw loolu rek wax la. te mënoon nañ ko épargner ci loolu. waaye dafa xam ne ci moom la ñu war a xool. lépp luy musal nit. ci moom la ñu war a xool lépp luy sagal nit. ci moom la ñu war a xool lépp luy suturaal nit ak tamit lépp loo xam ne lii day lay fekk ci wér ci moom lañ ko war a xool. loolu ñu ngi ko ci ñaanal yàlla guddal fanam. te yàlla may ko ci ndam. amiin 18 safar gi ñu jëm Malick. yàlla nañu yàlla defal ndam lu rëy 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 ba ñu dem ceeg bisimilah génn ceeg alhamdulilah rabil alamin. ku ca demit yàlla na nga mucc. amiin mucc le ba ñibbisi ak jàmm. amiin te loolu yi tamit am nañ ci njortu lu rafet. ndax sëñ Touba Xaadimu Rasuul liggéeyal na yàlla suñu borom. wallaay liggéey bu nga xam ne bësam. defe naa ne loraange du ca bari. wallaay wala du ca am. jàmm rek ay xew. jàmm rek ay xew. incha allah te boobaak léegi Touba ña nga ca. ndax boo xoolee Alaaji Ngañ ba mbir mi doñ dañ ni woon ñaari épicentre moo am muy Dakar ak Touba. léegi da ngay dégg lim bi waaye doo ci dégg Touba. wallaay ndeysaan. donc loolu am na lu bari lu mu firndeel. yàlla na jëm kanam. donc yàlla na jëm kanam ñuy ñaan rek ñu dégg ci màggal gi ak jàmm génn si ak jàmm si barke sëñ Touba Xaadimu waaw Rasuul. ndigal rek mooy maye loolu waaw ndigal ndigal rek rek xam nga discipline la ndigal du lenn lu dul discipline. ndigal rek waaw ndax sëñ bi moom loolu la digle moom ndigal di jëf. jëf ak ndigal. mi ngi noonu loolu moom ku si sax jàmm rek la ngay am waaw. alors lan nañ mag kii Malick. ñu nuyu réew mi yëpp ak bitim réew xam nga. lu ko dalee Espagne Europe Amérique ñëpp ku fa waaye nekk rek ku lim jum quoi. sama gars yi ñoom Vieux ñoom Idi Dem xam nga ñëpp maa ngi leen di siyaar ñu nekk France xam nga ñu nekk Italie ñu nekk Espagne ak waa ginnaaw raay waa Joal xam nga sama grand Yaxya Diop comme ni ñu ko waxee. su ma bëreewul yëpp daf may jàppale. comprendre nga di nuyu sama yaay bu baax a baax ak famille. waaw ko ñaanal gudd fan nga juddoo Joal ci dig-digal boobu heure bii waroon na fekk ñu lay wax Robert numéro 2 wala ñu lay wax Yékini 2 mais nga jël tur woo nga xamante ni nii am at la tombé l'an 2000 lu ko indi ak lan mooy l'an 2000 l'an 2000 nag xam nga daa am xam nga ñun temps yi ñuy jàng bëre doon bindoo suñ turu maam yi quoi man sama maam bi jur sama yaay laa doon bindoo min Birama quoi. min Birama moom nga mooy kër Birama waaw. loolu laa dooree quoi mais da ngay dem ba si biir nga gis gars yi di bind xam nga bindu aar yooyu kii di génn fii kii génn fii te temps yooyu l'an 2000 la tombé loon quoi. ok léegi nag man may dem di bindu l'an 2000 am na sama benn gars boo xam ne téer la woon sax moom bind la doon bind quoi. waaw waaw xam nga rek. yow tur bi topp la. waaw léegi man ma jël waaw mooy loolu waaw man ma jël l'an 2000. Ibra maa ngi koy nuyu au passage sax. waaye xam nga léegi man ma jël laa ne sama benn gars nag maam Cheikh moom Italie léegi maa ngi koy nuyu ak soxlaam ak doomam yëpp comprendre nga. léegi nag moom moo sonaloon nag fu ma tourné rek su ma dajeeg man sax man damay l'an 2000 def ko genre mbalak yooyu quoi. ba mbir mi waaw ba affaire bi nag law léegi man tamit ma jël ko. def ko dugal ko ci làmb ji quoi. dugal ko ci làmb ji donc ça veut dire que ci atu 2000 yooyu. ci nga commencé. ci laa commencé woon di bëri mbapat waaw boobu benn doomu Robert bu ñuy woowee Paul Ndiaye moo ñu doon tegal ay poto meew. ay meew kii vitale yu mag yi. affaire yooyu ñuy teg ay 100 francs ay fukki dërëm. foofu lañ doon jàng yu bëri quoi. foofu nga jànge bëre alors l'an 2000 ci bëre maanaam ndono la wala li nga nekk doomu séeréer doon ko foye moo tax ba virus bi dugg la wala nan la demee si dutu mbër gi foo ko jëlee. non xam nga ñun nag moom Joal moom comme ni nga ko waxee léegi ñun man suñu kër fu mu nekk ak Yékini fu mu doon entraîné da ngay jéggi télé bi rek dugg. d'accord xam nga école boobu tamit foog naa Robert mosuma ko faa gis mu entraîné mais dégg naa fa la doon entraîné. comprendre nga ak grand bi ma lay wax noonu ay ñoom góor gi Senghor ay ñoom Waly Mbaye ak sama benn mag bu doon bëri Modou Fall xam nga grand yooyu ñoom Habib suñu gars yooyu ay ñoom Alsane léegi nag ñun ñoo nekkoon booy yi léegi yow virus bi su lay dugg sax doo sentir parce que da ngay di ànd ak ñoom ba jàpp ne yenn saa yi ngay bëri ñoom affaire bi xaw a métti nga jàpp ne man war naa mën a nekk mbër quoi mais man mool laa préféré woon. ok man mool laa woon quoi. commencé woon nga dem géej. commencé woon naa dem géej bu baax ba bu may bëri noonu sax boobu mool laa woon. boobu gars yi yaakaarul woon ne war naa nekk mbër quoi mais damaa dem ba
su ma demee si làmb ji presque damay wàññi gars yi quoi. léegi su ma dajee grand yi rek bàyyi leen ñu dem may leen quoi comme li gars yi di bañ. may leen affaire yi. léegi da ngay dem ba si biir nga ne pourquoi pas am na benn jaay boo xam ne Habib maa ngi koy nuyu sax ma ko may 2 fois 3e fois bi ñu dajee ma may ko 4e fois bi tam ñu dajee boobu man sentir naa ne war naa nekk mbër quoi. war a non teewoon ni ma la may. voilà mu bàyyi ma dem loolu la demee. sa premier ngañaay ci làmb boo koy fàttaliku lan nga njëkk a gañe ci làmb yóbbu ko seen kër. man kër daabo laa njëkk a jëlee raw gàddu. man benn at laa bëree raw gàddu. kër daabo laa njëkk a bëree raw gàddu boobu góor gi Senghor bii nii laa àndaloon. moom moo doon bëree ji man ma téyel ko. saa comme suq quoi. ñu dem seeti benn maaraam bu mu doon seeti foofu après dem bëri ji. léegi bu ñu fa demee nag grand bi sangu ko ba pare man ma ñëw taxaw. am na benn paa am na ñoo xam dañoo xam nit quoi. paa bi xool ma ne kii mbër la affaire yooyu noonu quoi. grand élage la tudd xam ma bàcc grand bàcc. maa ngi ko nuyu sax affaire yooyu. mu yóbbu ma si sëriñu góor gi boobu après kooku may ma benn sangat ma sangu boobu am na benn lamb bu waroon jeex foofu. benn raw gàddu. après mu ne booy yi lañ ma takkal saret man ma dem bëri ji. ok affaire yooyu man ma dem. jour boobu maa daan gars yi fa nekkoon yëpp. waaw ma dem. boobu bëri ji taxul woon. non boobu góor gi laa àndaloon yóbbuwuma dara foofu laa njëkk tamit amee butéelu gàllaaj quoi après mu may ma benn butéel bu ndaw nii. dama dee ko raayoo affaire yooyu noonu. ma dem raw gàddu la woon su ma juumul 25000 lañ tegoon si raw gàddu yi ki daan 15000 ki ñu daan 10000 la war a am. léegi nag man ma bëree ba final. ñu ne finaalal affaire bi ñu ne final duñ ko bëri tey. si suba sa ma ñëwaat ma jël final bi gis tànk yi affaire bi xaw a yomb quoi. ma dem taawul ba pour ñu bind ma si tànk yi gars yi bañ. affaire yooyu noonu. ok foofu laa commencé di bëree affaire yooyu. d'accord donc bi nga gagné foofu nga ni nag fekkete affaire bi. ñu jox la sa 15000. waaw ñu jox ma sama 15000 ma dem pour bindu tànk gars yi bañ boobu Diom. moo nekkoon champion bi si. assurance waaw non buubu Diom. benn mbër bu dëkk côté Log la quoi. ok suñu génération la rek. ok après nag ma bëgg koo daan kutoo kut ma ne gars yi kii maa ko mun quoi pour gars yi bind ma paa yi xam nga rek. ne yow yaa jaraw gàddu yi affaire yooyu noonu. ma bàyyi mu sedd. lutte traditionnelle lan la jural l'an 2000 balaa ñuy ñëw ci beneen l'an 2000 bi nga xam ne mooy bëree dóor bi. non lutte traditionnelle moom Malick soo bëggee dégg-dégg li ma am yëpp boo xoolee sax man li ma am ci làmb ci laa ko am. man dama naan yenn saa yi damay toog ma ne démb bu doon tey du ma def bëri dóor. parce que boo xoolee man fi ma waroon nekkee amee xaalis dëgg si lutte traditionnelle. si laa ko bàyyee dem dugg si bëri dóor. jar dafa ay 1 an 2 ans comprendre nga 3e année bi ma bëree ba saison bi xaaj ma nar année balance daggaat ko. demaat si lutte traditionnelle léegi va-et-vient yooyu. moo ma xaw a manqué loolu rek waaw nekkuma fii doxul. fii daa jékki-jékki dox commencement bi jékki-jékki taxaw ma demaat boo xoolee bu may dugg ci classe bi sax loolu moo ko indi. boobu Gaston su ma juumul fee la ma gis. Adrien Senghor waaw. boobu ñu tuddee ko benn drapeau foofu. may bëree ba final daje usine doole. boobu moom moo nekkoon foofu boobu moom moo nekkoon comme Reug Reug nu mu nekkee nii rek instant bii nii moom moo basé woon foofu. ñu daje nag ma daan ko jël bu yomb ba gars yi foog ne daf maa may. après ma ñëwee di jël si drapeau bi nag ci la ma Gaston laaj kii quoi paa bi bu mu doon ànd paa bu xees baabu. laaj ko kii kan la baabu nag kii pourtant day bëri arène am na 5 combats xaw ma 6. mu ne ko naa ko dugal kalaaf. moom daa respecté kàddoom. maa ngi koy nuyu tamit. bu baax a baax. di ko gërëm tamit waaw. le Don King. waaw le Don King waaw. ciment rapide waaw parce que boo xoolee tey jii kalaaf boobu li ma siiw si làmb yëpp si kalaaf boobu laa siiwee yaa ko doon rapporté. dëgg la. voilà loolu moo indi sama dugg kalaaf. alors passage équipe nationale. waaw équipe nationale tamit boo xoolee expérience bi ma am si sport. fa laa ko jëlee. yenn jël yi xam nga soo demee équipe nationale soo fa xaw a miin tuuti yenn saa yi di nga jàpp mbër ñun avant ñoo dem équipe nationale di nga jàpp mbër léegi da nga koy war a daan mais da nga fay yàgg. xam nga da nga fay nekk di bëri séeréer yi mais soo demee foofu ak Badji Abdou Badji. ak beneen paa bi paa Ambroise soo jàppee naral dem dañ la wax bul dem kii mën nga ko daan fii. comprendre nga. léegi détails yi nga xam ni moom ngeen yoroon ci biir bëri yooyu la ñuy éliminer. voilà yooyu la ñuy éliminer waaw léegi day gaaw waaw l'essentiel bi rek ngay mun. ñun boo xoolee mbëri jaar équipe nationale sens boobu la ñuy am ak ñu fa jaarul. jeexal combat. waaw jeexal combat waaw. ci benn action daanaka rek da ngay laal rek mu jeex quoi. waaw. alors Père Ngagne
mu nekk champion vraiment ci lutte traditionnelle bi lu nekk gagné na ko ci Ndefleng mos nga ko jël. Ndefleng non mos naa benn yoon laa dem naa si demi-finale foog naa ñaari yoon. benn bi kii moomu daan luy coor. benn bi luy coor moomu daan demi-finale mooy bu may talonné malal noonu. ba gars yi dem vaar. dëgg la. comprendre nga. combat bu rëy. waaw combat bu ngand boobu waaw. beneen bi kii mool 1. drapeau chef de l'état. mosoo ci dem benn yoon laa ko mos a bëri ji mooy bi amoon Louga. ban région nga teewaloon. est-ce que demalu ma woon kii Diourbel. Diourbel nga demoon Diourbel laa demaloon waaw. waaw. ok boobu demi-finale laa daanu woon quoi ci poids lourd yi. ci poids lourd yi. donc mi ngi noonu Alaaji Ngagne rapide tour d'horizon rek laa def ak moom ci lutte traditionnelle bi. cof na tuuti ci bëre dóor bi parce que wax na sax ci classe bi. li indi mu dugg ci bëre simple la jógee. mu nekk ndaanaan bu nga xam ne wax dëgg yàlla ci wàllu bëre léppam day bëre ci wewu tànkam ba ci karaw boppam léppay bëre. champion la bu nga xam ne aussi utal ko combat yombul. parce que gars yu bari tamit dañu xam sañ-sañam xam fitam xam mën a bëreem. ba tax na soobuwuñu torop ci mbojjam. moo tax peut-être mu tardé ci carrière am retard bi mu am nii parce que boo xoolee palmarèsam xool ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk xam ne heure bi waroon na nekk ci niveau wu ay ñoom Balla Gaye ñoom Lac de Guiers numéro 2 ak ñoom 14 kii laa def. 14 victoire 3 défaites waaw mosuma niil ci bëre dóor. ci bëre dóor waaw. bon li ma jàng mooy manque d'encadrement mi nga ca. d'abord ci lutte traditionnelle bi parce que lutte traditionnelle dafa am moment booy génne. da ngay dem ba dootu la àttan. nga génn dal na Ibou Ndafa dal na Manga dal na Ambroise ba Yékini mii mu jël référence. dafa dem ba lutte simple àttanatu ko. mu génn. da ngay dem ba sax boo ñëwee di bindu gars yi génn wala dañuy ñëw yërndu xool ni yaa ngi fi ñu dem wuti. da ngay yàq sax xewu jàmbur yi. voilà parce que dañuy dem ba bu ñii di tëgg ñee di tëgg dañuy xool fan ngay bindu. bu ko defee même kii tëgg làmb ji du bëgg nga ñëwati ci làmbam. dëgg la loolu laa bëgg yow sa jaar-jaar lu traditionnel li nga ci def yëpp. man seetaan naa adressé Senghor ba tàyyi. bu njëkk ba avant ñu koy defaraat nii. moom ba tàyyi. dëgg la te booy xool diggante Joal boobu ak Fadiouth. booy xool champion yëpp roi des arènes yi presque fa la ñu génne. te ñoom ñëpp dañu jaar ci lutte simple. jaar mbapat ba tëj ko ba ëpp ko. waaw ëpp ko. lan mooy yàkkamti bi pour dugg ci bëre dóor bi parce que manque de repère dafa am ci digganteem ak bëre dóor bi ak bëre simple bi. ndax da nga amuloon ñu la encadré carrément ci loolu bala da nga doon dem ak sa xelu bopp. non kii Fer Ngagne. xam nga man nag man sama papa bëriwul. voilà benn. man fi ma gox bi ma nekkoon bëriwul ñu foogoon ne man war naa mën a nekk champion. ok comprendre nga. gars yi gëmuñu ma woon waaw gars yi gëmuñu ma woon. mais man damaa yàgg a gëm ne kenn gënumaa nekk champion te damay nekk champion. du loo donn daal. comprendre nga waaw nekkul lu ma doon waaw nekkul lu ma doon sans papa. sans mag moom fekk naa ko muy bëri. mais sans mag tamit bëriwul woon comme bëre mbër. dafa bërintu rek. waaw non mënoon na bëre trop champion la woon tamit da doon daan. mais da ko ndax doon foyee ndax ay champion yëpp daan na leen. waaw comprendre nga mais da ko doon foyee waaw nekkul woon comme man ni ma ko. ni ma engagé moom engagé wu woon noonu waaw. comprendre nga léegi nag man gars yi foogu ñu woon mbër ndax man damaa démarré ndoo ay ñoom Mbagnick ay ñoom Mamadou Ndiaye. comprendre nga. ñun suñ génération ay ñoom Ndiol Ansu ay ñoom dañoo bëri ay Bouba assurance ay ñooñu. Ndiol Ansu mel na waaw assurance. yéen a bokk génération ñoo démarré ndoo. ok waaw ak ay mbëru ñoojoor. ay mbëru parmarin. comprendre nga léegi gox bu nekk da doon indi mbër. léegi man nag damaa fexe ba installé wu foofu. léegi ba bokk ci 2 premières yi wala ma bokk ci première bi suñu génération. comprendre nga léegi nag comme léegi gars yi ngi naan duma mbër mais nag sama benn gars yi Mabdou. si moom laa njëkk a ñëw boobu sama licence moo ngi sama poche. boobu dem naa ci benn grand bu tudd Ara maa ngi koy nuyu grand bu baax ma ne ko grand damaa bu sama benn copain yóbbu ma fa quoi pour mu jàppale ma affaire yooyu Touba Sandaga la nekkoon mu defaral ma licence bëri dóor. si ménage zéro bool boobu sax la ko yóbbu moo ma defaral sawru maa ngi koy nuyu bu baax grand bu baax a ngi noonu mu defaral ma licence bi ma duggoo ko sama poche léegi dem si grand boobu ma abdu mais ne ko damaa bëgg a nekk mbëru aare mu may rey comprendre nga mais ne ko non grand damaa bëgg bëri ji dóor de mu may rey quoi boobu man xam naa li ma xam ba pare affaire yooyu noonu après ci lañ dem si sëñ Modou Niang si guddi googu ñu dem si sëñ Modou Niang mu ne damaa gis rek na ma yow mbër yow champion nga
yow dama lay gis naa la si journal bi boobu daa fekk ma jël Adrien Senghor ñaari tonnes ciment yi ñu fa teg. mu ne ma yow gis naa la si journal bi démb xaw ma tey lundi la ma fa demoon. affaire bi dimanche laa ko jël. dimanche nga ko jël. voilà léegi ci la ma dugal ci la ma joxee kii Amadou Camara. Amadou Camara Amadou moom la la njëkk a jox moom laa njëkk a bëree. ok après su ma fa jógee lañ ma jox Marine Khoule na. mais man bëre simple bi. da nga demoon ba ña fa nekkoon. da nga xeeboon la nga daan gañe wala da nga demoon ba defe ne yaa mën ñëpp. non du loolu. lan moo la poussé ci déjà te jeexaloo ko. non boobu man damaa bëggoon nekk mbaru arène. xam nga moo ne woon sa xel. waaw man affaire guerrier dafa maa mos a neex. waaw dama doon dund si affaire guerrier daal. waaw défi la woon défi la woon pour man xam nga. te boobu gis naa Yékini muy jóg bu garaaw. mais moom dafa jeexal. waaw xam nga ñun Yékini moo nekk suñu. référence waaw. mais Yékini dafa jeexal ba le simple. mais xam nga rek affaire booy. xam nga tey xam nga Yékini mooy li ngay wax léegi. waaw mooy li ngay wax man di ñëw maanaam encadrement bi ngay wax laa la bëgg a wax. da lay ne attention. jotagul jotagul voilà loolu la li nga wax noonu dëgg la loolu tax bi ngay wax maa ngi yëngal sama bopp bi. li nga wax dëgg la boobu man bi may bëri doo boo xoolee sama premier combat dama tuuti. waaw dama tuuti te boo xoolee waroon naa mën a liggéey ba développé ba ëpp noonu. soo am ay premier combat ay deuxième affaire yi boo xoolee dama am 2 3 5 sama 6e combat foog naa lañ ma jox grand combat. ok maak super jamono ci la may daan jël bu gaaw boobu noonu naan lii lan la affaire yi noonu. waaw si kii bi boobu super jamono waaw boobu nekkaguma mbëru arène pire ndax. même bi may bëree moom def ma box moo ko njëkk a daan. moo ko njëkk a daan waaw même bi may bëree moom def ma box boobu mosuma jàng box. mosoo takk non non boobu ay dàll laa jël rek xam nga dóor daw jàpp daan la mu jeex. comprendre nga. waaw def affaire géej gi noonu. waaw wadd nga woon waaw affaire xeexu mbedd affaire seer yooyu ba ma jógee si combat boobu nag. waaw si laa gëm ne ñii man dama leen a war a daan boobu man sama bët tegu ma ko woon si ñoom. lan nga gagné ci lutte simple bi loo mën a matérialiser ne lii ci laa ko jëlee. lutte simple bëri na parce que. tey loo ci jii jëlee sama yaay ci laa ko jëndalee kër mu nekk lu ma gën a neex. ci nga ko jëndalee kër. waaw ci lutte simple bi. lutte simple très waaw bien waaw ak lan. loolu moom si gën a neex. waaw loolu mooy yeneen affaire yi. waaw yeneen yi nag moom sant naa si ndax sama yaay boobu ma lay wax noonu. waaw. dem naa ba bàyyi bëri simple mu feebar ñu woo ma ñu ne ma daf feebar ma takk sama ngemb dem Grand Yoff jël fa làmb woo ko mu ñëw ma yóbbu ko hôpital Kamba. waaw très bien. faj ko si ba mu wér. très bien. delluwaat instant yi nice. macha allah maanaam bëri na ay yeneen. tey daal kër gi yaay dëkk te dama doon toog nii tamit. ngembal te dama doon toog nii yàlla xam na ko dama doon toog. toog nii moo xam ne tey jii situation yi dëgër na nii. ma takk sama ngemb dem lijjanti situation bi après mu jeex. et puis gis nga. waaw maanaam loolu muy fasaale. foofu laa bëgg mu ñëw. loolu muy fasaale. waaw. ni non mère feebar. lu garaaw laa lay wax baal ni ma Malick takk ngemb pour faj ko. Malick waaw. dem naa làmb ndàngaan. waaw. ma dem bindu ji. yaa ne làmb bi du jeex jour boobu. 10 000 kese laa yor ma luyee ko oto. bi ngay dem. bi may dem. boobu lu ne ca kër ga. boobu kër ga zéro fa nekk man 10 000 kese laa yor. xam nga foofu xam nga ñun ay nitu géej lañ. waaw tey ci géej gi kaayaa. ñun duñu xamante lu ñuy def quoi. waaw maa ngi ciy lancé wàll appel sax di ñaan président mu aaral ñu géej gi. machines yi joxe machines yi baax na trop. mais nañu aaral géej gi quoi parce que bateau yi ñoo ngi ñuy rey. bateau yi waaw te à partir de Yaraax ba Caaroy ba Joal ba industrielle kenn mënatu fa. waaw ñooñu fa amatuñ dara quoi yàlla xam na ko. ci bateau yu mag yi rek. parce que bateau yi dañuy wàcc ba suuf. ok waxuma la jën yi ñuy mbaal mais yàq bi ñu yàqal gars yi rek loolu moo gën a garaaw sax jën yi. comprendre nga léegi maa léegi moo ma demee damaa dem ndànkaan gars yi jël micro ñu ne làmb bi du tas tey suba lay tas. te man su ma ñibbee du ma am lu ma indiwaat jour boobu xaw naa dem ba taawul ba xaw a dekkoon yooyu def affaire mbër yooyu. comprendre nga léegi dem ñibbi si suba sax nag ma ñëwaat comme benn grand xaadim moom indi si otoom nga ma nañ dem rek garaaw ñu dem léegi ma ngeemoo nag dugg ba si biir làmb bi paa yi na dañ la bind parce que yow démb rek ñoo saaga quoi. ba ngeen di problème. ma taxaw si digg géew bi taxaw rek yaru kay. paa yi wax ma lu nekk si séeréer. nga accepté affaire yooyu waaw ma d'accord rek. cool ñu bind ma mais làmb boobu damay bëre di bëre ba final. dajeeg sama benn gars ba kii Badara Jaxate lañ daje mu ne ma dinaa la may ndax ma daan ma. 750 000 lañ tegoon. nga yóbbu ñaata. ma yóbbu jour boobu su ma juumul amoon naa 250 000 xaw ma. yow delloo kër ga. waaw yu ma yóbbu waaw ba ma demee tamit régler situation bi. làmb ji kër gi. non noonu lay demee. parce que lu ko indi lan moo ko indi loolu. non parce que xam nga rek ñun
maanaam man su dee man damaa yaroo sama wetu yaay quoi. xam nga tey boo yaroo sa wetu yaay. da ngay teel a xam affaire kër yi waaw da ngay. maire yi dañuy jàmbaar maire bi ni muy débrouiller bi ni muy débrouiller. maire yi dañu jàmbaar. waaw maire yi duñu ay nit. dañu jàmbaar billaahi. ni ñuy sonnee léegi yow da nga koy màggaale. léegi foo gis ne yow lii war sa jom ak sa fit war na la ko may rek da ngay dem. dóor ko jour boobu. li muy wax ni Alaaji Ngañ. non lu doy waar boo tax maanaam sama xol sax mi ngi tooy. non bëri la dal nag. parce que dama ko dund. moom laay wax nii. sama yaay dafa jaay beñe. waaw jaay mango. jaay cere. naa leen man fëgg jaay sax jaay naa ko. man dem naa di rangu fëgg jaay altine ngaay di jaay. dëgg la. wallaay donc yooyu boo gisee sa yaay di ko dund. nga am yéene ci moom. mais doole bi ngay am doo xam foo ko jëlee. xam nga jom nag nga am jom. xam nga Malick lu tax may ñëw ci étape yi. pour nit ñi xam mbër yi leen léeg-léeg li tax diw ngemb. li tax diw ngemb. xam nga li tax diw ngemb dafa am solo. te ñaare waaw lan moo ko motiver ba mu ngemb. ñii dañ la naan sama benn grand nangam ñii dañ la naan nangam mais ñenn ñi dañ lay poser question boo xam ne dañ lay tegal loo xam ne lii wóor na la ne doom ju am jom du ko seetaan. dëgg la. loolu laa bëgg ñu koy xam ci mbër yi. moo tax ñuy dugg ci. détail bu voilà yéeg remonté tuuti. li tax mu ngemb. li tax mu bëgg a ngemb. li tax li ko tax a futteeku taxaw ci géew bi parce que am na xaalis yoo xam ne ci làmb dafa lew. waaw. toog rek xool situation bi. dafa lew xool kër gi. man dama xool doon maire. waaw géej xool coono yi muy daj. waaw man dama dem géej man jël naa làmb. jël naa làmb lundi samedi dimanche tànk la woon su ma juumul ñu jox ma 60 000 ma xëy fajar teg fi sama baas ma yërë mool yooyu. waaw di dem géej boobu am na suñu benn mbër bu tudd Simon Béthio génération ñoom Yékini la. moo woo ba mu ñëw na ma booy kaay ma ñëw. boobu seen buntu kër laa jaar su may dem géej mu ne ma yow da nga mbër nga wala mool nga. waaw. comprendre nga booy xoolal bu ñu fontoo da ngay dem nga bëri ji wala nga dem géej bu fi jaarati ak sa baas yi affaire yi comprendre nga tellement que da ngay xam ne yow waroo toog. da ngay xam ne yow liggéey moo la war te ñun suñu côté bële maanaam xamuñu comme ay lijjanti. ñun xamuñu lijjanti. loo leen xam. liggéey jariñ. waaw fee jeune boo fi gis nii. muy lijjanti rek xamal daa rax mais jeune Petite Côte. jeune Joal pire laa wax d'origine. saa yoo xëyee lu mu amee xaalis lay lijjanti te da koy liggéey. waaw. seen doole lañ yaakaar waaw. moo tax président nañu jàppale bu baax ci côté géej gi. loolu day appel bu parce baax parce que moom lañ yaakaar. moom lañ yaakaar te xam nga population foofu moom yokk ak sécurité bi. sa diggante géej gi dafa am rupture léegi mbala. non fa laa jógee. foo jógee. si géej ga. da nga gëte woon. kii bi yëpp maanaam Covid 19 bu mu commencé ba léegi maa ngi foofu. dellu nga biir géej. tabak si ba léegi maa nga fa. bon. waaw mais xam nga soo xamatul fi nga jëm. ok mais da ngay dellu fa nga jóge woon. ok boo di ñaanal suñu groupe mool yi. solaat nga bâche bi. non ci laa dëkk. ok. xam nga suñu kër daa am gaal. te man gars yi may àndal yëpp ay mool lañ. ok comprendre nga maa ngi profité di si nuyu suñu benn groupe bu nekk bu tudd Joal Pes. boo xamante ne si développement Joal rek la ñuy waaw si la ñuy yëngu. ngay gis ay booy ndaw yu fexe ba am seen 40 millions def ko ci gaal ak machine. ban métier. comprendre nga xam nga loolu société la. ba pare nag di yóbbu lu mot ay 30 personnes 50 géej chaque jour. mbër métier comprendre nga. c'est important waaw ñëpp maa ngi leen nuyu ñoom Maas ñoom Latir ñoom Sana xam nga ñoom Ibou Diaw. ñëpp ñi nekk Joal Pes yëpp. kaw ba suuf. maa ngi leen nuyu ak sama mag Cheibra ñoom Khadim ñoom Issa ñoom Zal ñoom ñëpp. alors wax nga lu am solo Alaaji Ngañ insisté na ci. loolu pour xale yi nga xam ne dañuy seetaan. ñu jàng lu bëri ci li nga xam ne moom la l'an 2000 wax. parce que doom day toog ci kër gis waajuram lu muy daj rawatina sa waajur bu jigéen. nga takk sa ndigg. ni lii dinaa ko faj. génn kër gi génn kër gi. dem lijjanti ji. pour teral sa waajur. pour génne sa waajur bu jigéen ci coono. donc loolu tey tax na koo takk ngeen mu dem yàlla may ko ndam. amaana ña fa nekk mënu leen. kër gi sama yaay dëkk. mais la tax mu takk ngeen. mooy lim Alaaji Ngañ di wax léegi motivation. boobu moo am solo. motivation boobu. kon nit booy jóg. mu wóor la ni pas-pas nga jóge. mu wóor la ni bi ngay jóg dara taxul a jóg lu dul sa waajur. allah kulli aal yàlla dina la ubbil yoon. dëgg la donc loolu mooy lu ñu mën a jàngat ci. li l'an 2000 def ci côté boobu alors l'an 2000 ci wàllu bëre door ban écurie nga njëkk a dem. maanaam bi ma ñëwee Dakar sama xel yëpp fee la nekkoon quoi bul faale. ndax boobu bul faale moo xew. waaw comprendre nga tool ci diggu dënnu waaw léegi nag ma ñëw. basé wu Pikine ginnaaw raay.
mu ne benn grand moo doon toogal maam Ngor sama gars yi ñoo fa yóbboon ñoom Lin ñoom Jamil Wagee maa ngi koy nuyu au passage xam nga moo jox montul bi sax Jamil xam nga ñoom Jamil ñoom Lin ñoom Lilia affaire yooyu ñoom Abuja sama gars yi moo doon toogal noonu rek groupe bi quoi ñoom biidu affaire yooyu boobu ñu yor ay bàcc seeraas affaire yooyu noonu gars yi di yorante kii moo mun bàcc kii moo lii affaire yooyu noonu ñu yorante noonu les gars yi maam Ngor boobu ku ñu doon wax digganteem ak bàcc. non dañ comme dañ doon wax daa mun bëri daa affaire yooyu léegi am na sama benn gars Pape Kane moo ma yóbbu foofu ok moo ma indi Pikine comprendre nga maa ngi nuyu yaayam bu baax mère Dieng ak rakam yi ak magam yëpp maa ngi leen di siyaar bu baax comprendre nga léegi nag mu yóbbu ma foofu écurie bàcc seeraas écurie non écurie bul faale maam Ngor boobu moo ma yóbbu foofu ok ñu dem premier jour bi maa yegg si noonu rek après mu ne ma ngembul quoi ma takk sër noonu xaw a contact noonu xam nga léegi si la ma papa yi kii gis papa yi pa boobu ñu weex papa yi tey jeune pa bu njool bi pa ndaw na ma kaay ma ñëw mu ne ma yow kan moo la wax nga ngemb comprendre nga ma ne ko ah maam Ngor laa fi àndal de affaire yooyu mu ne ma non tekkil xam nga boobu wóoluwuma quoi ndax laaj dama foo dëkk ma ne ko Joal affaire yooyu noonu xam nga léegi pa bi arrêté loo ma ban année la jàpp ko. non loolu xam naa normalement ay 2007. 2007 2007 lay nekk normalement waaw 2006 2007 la. ok comprendre nga après ci laa arrêté. coïncide waaw bi daax ma léegi bu ma daaxee nag am na beneen grand bu ñëw na ma léegi da ngay bind demande affaire yooyu ma ne ko non man bàyyil fii du ma fi dugaat de. affaire yooyu noonu quoi jom ji ñëw voilà léegi fugg bi xaw a ñëw quoi. ma génn léegi boo ma génnee salle bi dem nag ci la ma benn gars nañ dem fii équipe di sax. Abuja boobu ma lay wax nii moo war nañ dem sax. ci ñoom Zal. waaw ñoom Zal. ci lañ dem foofu xam nga waxtaan ak ñoom gars yi ñëw rek ñu intégré ñu. boobu koo fa fekk. boobu ngeer. waaw ngeer laa fa bëri xam nga benn jour ñu bëri. mu botti ma noonu xam nga yu ne Zal lii affaire yooyu après ñu contactaat nag xam nga. waaw di contact muy neex yooyu. affaire yooyu donc xam nga rek. ok mais mu nekk lu nice xam nga maa leen nuyu tamit waa écrit ba yëpp. di ko dalee si président bi Youssou grand Youssou. ba si ñoom Serigne xam nga. foofu nga nekk ba léegi ak Kool waaw ba léegi maa ngi foofu. ak ñaawur. bon parce que en fait li tax ñu indi laaj boobu. mooy en principe nga nekk doomu séeréer. yoroo Joal. màgge Joal jànge bëre ci gox boobu. ñu bëri dañuy xalaat nga dem ci écurie séeréer. séeréer waaw. non mooy paa bi li mu doon wax si manque encadrement bi. xam nga tey man su ma amoon encadrement normal. année boobu noonu su ma demoon même su ma demul woon écurie séeréer su ma demoon bootu si ginnaaw Yékini. waaw Dakar waaw kon heure bii nii beneen l'an 2000 la ñuy wax. donc man tey jii mun naa ne samay morom li ma def si làmb kenn defu ko si. samay morom séeréer yëpp nag. si bëri dóor laa wax comprendre nga mais Yékini sax benn jour woo naa ko benn jour xam nga moom yàgg nañ di déggante. benn jour woo naa ko mu ne ma booy ñëwul ñu entraîné. ñëwul waaw mais boobu man gëwuma woon dem dajaloo ji si biir séeréer noonu damaa jàppoon ne. comprendre nga damaa war a dem waaw comme Yékini dafa am vision dem Ndakaaru fexe ba yëkkati ko man damaa jàppoon ne ak zap dama ko war a yëkkati te nekkoon nañ ci loolu comprendre nga man loolu moo nekkoon sama mais xam nga le cas de Yékini ay visionnaire waaw ay visionnaire ñoo ko gis Fatick drapeau du chef de l'État Zallo daan ko ñoom ñu woo ko pourtant ànd ñoo nag moom woo ko gëmloo ko ne champion ngay nekk. muy ñoom Kati Diop. ko ñëwal Dakar ñëwal Dakar xam nga yow am na ku la indi Dakar moom am na ku ko indi Dakar parce que Dakar ñaare noonu lay ñëwee. te yéen bi ngeen di ñëw écurie séeréer tas na. waaw. base bi. fondement bi. loolu Malick foog ñu def ci benn waxtaan bés parce que écurie séeréer daf fi am bés. daf fi amoon jamono. te tey dafa raflé. waaw dafa raflé. def ay fissures ci loolu sax laa bëgg. voilà ñu dugg si ak l'an 2000. parce que boo nekkee doomu séeréer. rey yaroo Joal màgge Joal ak potentiel bi fa nekk. nga xool tey ñi nga fi lim yëpp. meññeef gi juddoo ci keppaaru champion bu mel ni Mouhamed Ndiaye Robert. ay doomam tey ñu ci bari xalaatoon nañ ni. mën nañu nekk ndono Robert wala ñu nekk ndono Yékini nga xool Manga 2 xool fa mu jaar ba nekk roi des arènes nga xool Yékini xool fa mu jaar ba nekk roi des arènes tey Joal waroon na mun a génne un champion wala écurie séeréer génne champion bu nga xam ne tey bu Yaxya raccroché dinañ ne ay la yéwén kii la mais tey
séeréer ak ni ñu mel ci bëre mënuñu am champion bu imposé wu ça pose problème. amul te relève moom problème la moom problème bu ngand la. même sax ñun ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne ay champion lañ sax maanaam daf ñoo def problème. parce que tellement que booloo bi war a am. benn amul. comprendre xam nga man maa ngi lay wax ne damaa jóge Joal ñëw écrit sax. te boobu paa bi ni mu ko waxee dëgg la boobu écrit séeréer kenn déggatu ko. même suñ koy dégg it li fa nekk tamit nekkul. lu am valeur noonu waaw loo xamante ne jar na nga fay dem parce que tour bi demeetu foofu noonu. comprendre nga léegi boo xoolee séeréer dañoo tas ci écrit yi. léegi tas boobu ñu tas ci écrit yi lekkoon ñuy defar benn produit lekkoon ñu defal produit pour am bomb. mais non ay produits yi jàmbur. li may wax jàmbur mooy écrit yi ñu nekk dañ fay fekk dara. te loolu ñu fa fekk waa écrit yooyu du ñu cuune ba ñoom ñuy maanaam li dal gaa yi si Yékini du leen gaaw a dalaat. parce que man chaque jour dama naan Yékini dafa rëcc. man chaque jour loolu laay wax damay toog ma ne gaa yi waaw ma ne Yékini dafa rëcc parce que tey jii moom chance bi mu am ñun chance boobu lañ manqué. xam nga paa bi moo ngi ne Yékini dafa am chance nekk ak kati xam nga kati moom dèjà suñ la ko waxee si bëri dóor rek. mooy école la waaw moom dafa ñëw si digg université ba toog. voilà léegi nag ba pare moom am lu mu indaale. léegi day yomb. et puis ñooñu aussi amuñu mentalité wu ni kii fële la jógee. warul nekk numéro voilà léegi nag mentalité boobu nag day dox. léegi ko maanaam comme Yékini rëcc na leen rek. Yékini fi mu jaar nit dootu fa gaaw a jaar. déedéet chaque jour moo wax ko. Yékini ku fi mu jaar gannaaw. ku fa jaar day takk ban. waaw waxuma la ban sax da nga dul sax gis ban. da nga dul sax. voilà problème bi mooy. maanaam li mu jànkonteel si ay jafe-jafe. moitié chemin bi sax booyee at. xam nga force Yékini. Malick làmb dafa métti. sama diggante ak yàlla. man mii am naa sama benn combat boo xamante ne dem naa ba toog entraîné ba pare laa la wax toog amul ma lekk. fondé laa lekk fondé yi pëlëfute yi laa dem jënd 200. naan ba suur naan sama ndox dem. mbaa defoo ci tëgga dëgg sax. non fondé yooyu di ànd ak Dakar bi la rek. waaw mooy bi ànd ak. waaw bi ànd ak Dakar bi. nga reeree ko. non moom laa kii ndekkee. xam nga Yékini war a yëkkati ay weñ. xam nga Yékini force bi. mooy bi muy ñëw Dakar. bien vrai que ñoom kat yi ñoo ko orienté techniquement. mais côté gestion dafa dese woon base u écurie séeréer original. dëgg la mën naa ci sax tudd kenn dem si yàlla na ko yàlla yërëm Mansour Kama. dëgg la dese woon na ko ci. président Alioune Sarr mii. dese woon na ko ci. au départ. yooyu yëpp avant kii bi seen ak yenn affaire. ak Mohamed Ndiaye Robert. waaw Robert tamit xam nga dinaa ñëw ci ñoom parce que ñoom xale la nañu Robert quand même. nan lañ ko jàngate woon nañ doon gisee paa bi. ak ni paa bi meloon. parce que paa bi beneen affaire la. kooku kenn mënul waxtaan ci moom. Sénégal. mënoo wax mbër te boo ko Mohamed Ndiaye. dëgg la. fi mu jaar ba doon mbër bi mu daan jóge Joal di bëri seek yëpp. ak base yi mu amoon fii à Dakar. ay Boy Ndiaye Robert rek Baye Moussa Thiam yi nga xam ne ay éléments yu doy waar la amoon. c'est-à-dire ñoom dañuy wàcc fii te du ñu am pied. voilà pied bi pédale bi ngay bës fii. moom loolu la day manqué te Yékini amoon na ko bi mu ñëwee. ñoom grand ñaa. voilà bi woon Shell. ñoom ñëpp c'est derrière Yékini effectivement. derrière Yékini. il avait un bon base ay borom bopp da ko xalaatal ba pare mu nangu leen. ba ci ñoom libaas. waaw ak d'autres mënoo ko boo doon lim fii. force Yékini loolu la woon. dafa ne woon ci ay loxo administrativement nekk ci ay loxo technique. ba pare mu nangoo liggéey nag. très bien waaw ba pare mu nangoo liggéey. parce que dama lay wax muy am loolu aussi. li lay dal nii daal na dal Yékini. parce que daan na entraîné ba ngoon du am lu mu nekk. dama lay wax Malick 2002 moo gën a gàtt. 2002 Yékini duggagul cour des grands. voilà fondé boobu xam nga la moo tax ma jënd ko. léegi damaa toog ak moom mu ne ma. waaw man jóge naa entraînement ñëw yor 100 francs. wax na dëgg ma xam ne su ma ko lekkee. su ma xëyee du ma ndékki. nee na ma damaa naan ndox bu bëri tëdd. waaw yàlla xam ne jour boobu bu may jënd fondé boobu mënoon naa def ay lijjanti sa ndékki. mais man maa choisir loolu. waaw xam nga ni tey jii soo ko bëggee wala nga koy jéem a imiter. daa am côté yoo xam ne da nga fay jéem a nuróog moom. c'est ça. yàlla xam ne looloo tax ma naan fondé boobu jour boobu. je pense que nag mu ngi ñuy déglu. man dama def ne war na raccoler nag tuuti morceau yi. waaw xam naa ne amul jot nag. am nañu ñoom
ngañ ñoom dañu am responsabilité morale ak historique ci dekkal làmbi séeréer parce que ñoom waruñu mujje puso bi mu réer te lii buñ ko seetaanee ndax Mohamed Ndiaye Robert def na temps Manga def na temps Yékini def na temps Ibou Ndafa def na temps ñoom Ambroise xam nga mën nga lim ba lim fu dara nekkul ñoom ñëpp dañu ñëw def seen temps joxe lenge yi ñeneen ba ñu def ci ay jaloore aujourd'hui tey muy Yékini muy Robert muy Manga ñoom ñi nga xam ne tey jii ba léegi yàlla mi ngi leen di may tan ak wér ñooñu ñoom ñoo war a xoolaat nu ñuy def ba réunifier l'écurie séeréer parce que bu disparaître rek am nañ ci responsable. gis nga bi muy disloqué bi muy tas. waaw écurie Sine Saloum la ñu créé. voilà ñii dem fële. ñii des fii. écurie maa nga ñëw école de lutte. école de lutte maa nga ñëw moom ñu créé école de lutte. bon yooyu yëpp booy xool je pense que war nañ ko dajalewaat. mooy tasaaroo bi. waa tasaaroo boobu war nañ ko dajalewaat. ne serait-ce repêcher xale yi. te bu tasaaroo amee. waaw ku ci nekk da nga naan kii warta dem. man demuma guerre am xeexante am te ku xam ñun séeréer xam ne am na lu nekk ci ñun lu nga xam ne mooy loolu dëgg la waaw donc tey il est le temps que Joal champion jóge fa yéen ñii l'an 2000 yow it am nga ci responsabilité parce que fa nga bokk non man moom ngañ yow am nga fa responsabilité nu mu tuddati Mamadi Ndiaye am na ci responsabilité Ablaye Ndiaye am na ci responsabilité donc tey waru leen a xool Joal ak ni mu mel ak mag ña fa nekk waruñu seetaan Joal di ñàkk champion c'est pas normal tund séeréer waruñu ñàkk champion buy reñee ci làmb maa ne tey jii soo bëggee dégg-dëgg man bokk man xam nga tey jii munoo nekk sa géntu morom Cheikhou Diène waaw dem si yàlla Cheikhou Diène yàlla na ko yàlla yoroon lay jégal ko waaw xam nga tey jii nit mun ngaa ne man lii laa bëgg a def mais lii la yàlla def wala nit ñi ñëw leen ñu def lii loolu mënoo ko comprendre nga man tey man li ma waroon def ci làmb li ma waroon def ba nekk champion xaaj bi yëpp def naa ko mooy entraînement comprendre nga respecter sa bopp surtout comprendre nga mag ñi nga jox leen cër bañ a am ak kenn xaar ma yàlla comprendre nga man tey jii Joal ba mu daj kër gu ma neex laay dugg mun na su ma neexee mel ne Joal ñëpp a ma bëgg comprendre nga ndax sama combat bi passé maag Forus bi damaa bëggoon def caravane mais gars yi may àndal ñoo ne non lii day kii comprendre teel na quoi comprendre nga mais tey loolu su amee comme li ngay expliqué nii ñi nga xamante ne dañoo toog fee gis ne lii warul mën a nekk comme yow ni ñu ko gisee ñooñu ñoo war a ñëw si xale yi ndax am na loo xam ne xale mënu ko dëgg la ay mag koy dox ay mag ñoo koy dox waaye nag xale yi léeg-léeg tamit mag day ñeme xale de waaw loolu laa lay expliqué nii xam nga tey jii man mun naa laa sama part mun naa la man amuma benn xaaj ak seen Joal ba mu daj ruq muy kër Robert damay dem toog fa nii waxtaan ak moom ak góor gi waaw góor gi lu mu la mës a nettali lu mu la mës a nettali non paa bi moom li may gën a fàttaliku si ay histoire daf ma naan comme su ma amee combat ba toog fa nii ma yenn dama am combat dem fa vendredi toog fa samedi nii toog moom daf ma naan làmb nekkul si jour dimanche bi altine dama làmb lundi la altine nga koy bëreel loolu la mës si wax loolu la mës si wax man nag loolu mosuma am combat te ñëwul sama bopp xam nga lan moo ko mayoon loolu jom waaw jom dafa am jom googu waaw jom loolu la may yàgg di expliquer mu ne làmb ji du dimanche mais altine la altine waaw moo tax man Malick daan maag commencé laa yebal yàlla xam na ko mbër bu ma daan rek champion dinañ ci ñëw mais nan nga jàngatee tey séeréer jiite woo làmb dóor jiite woo làmb simple lamb simple bi sax léegi. voilà rax na mooy. mooy keroog ko jàngate maa ngi ko doon discuter gars yi nangu nañ ko ci yéen. waaw te bëri dóor bi moom mooy non soo gisee instant bii nii champion séeréer moom su ma juumul ordinateur la séeréer la. waaw ordinateur su fekkee juum ma waaw. il est très bon. waaw su fekkee juum ma laa wax de. parce que non moom nga yaakaar ne lutte non simple moom la parce que lutte simple bi. waaw moo ci xaw a dominer fi mu nekk. moo si dominer sax. à part bi rëg-rëg génne. non xam nga tey si séeréer yi waaw séeréer waaw si séeréer yi. séeréer yi laay wax quoi. waaw domination bi amoon laa wax noonu ko jàngat. non domination bi temps yële at yële moom rëg-rëg la mais rëg-rëg xam nga at yi passé compétition normal. waaw nee na génn na léegi. waaw nee na génn mais bu dul rëg-rëg it ay franc ngay gis. waaw franc nga fa de. franc nga mais instant yi ordinateur la ordinateur lu mu jël si drapeau ñoom duñ ko jël. déet franc génnagul. an kay.
franc kay an kay non franc instant ren. yu mag yi boo ren ay waaw. franc ñoo moo ko ñoo koy jël xëccoo 4 millions ay yu njëkk yi. Reug ay 10 millions yi moo ko jël aussi mais yu Yékini yi amoon fee ordinateur moo ko jël. ok ordinateur presque moo jël làmb yi ren yi. mais ordinateur man dama ko dul gis ci bëre door bi wala moom dafa def choix bu bëre simple rek. non xam naa daa amagul comme pa bi nu ko waxee rek. jotagul. daa amul non pas ñàkk a jot. waaw daa amagul aussi bu dee ci base ay at mi ngi waaw mooy jot bi. waaw xam nga lu si mbëri bëri loolu mooy tax mooy jot dañuy bëgg a dem bëri dóor ñenn ñi dañ dul am fu ñu nekk maanaam base ba pare am na écrit yoo xam ne soo fa demee nekk séeréer dañ lay exploité ak kay su fekkee doo nandite dañ lay exploité parce que dañuy fexe ba xam nga xamal leen lu ñu xamul woon si wàllu bëre ndax xam nga bëre dafa bëri ay code tey jii code yu séeréer yi mën a décoté yu bëri maa ngi ko doon waxtaan taay suñ benn groupe olof yi duñ ko mën a décoté comprendre nga ndax bëri ak 80% yëfu séeréer la dëgg la waaw dañ cee bëri ay pexe léegi nag gars yi affaire yooyu exploitation yooyu dañuy jëm si yow ak bëri bi ak wàllu bëri bi ndax mbëru séeréer boo gis lu mu cuune am na ñetti for mun na buub mun a botti mun a sol naax plaqué waaw yooyu moom seen waaw mbir ñetti mbëru séeréer boo gis nag lu mu cuune ñetti yooyu mooy ak moom comprendre nga léegi nag xam nga mbëru ma toj sax mbokk olof yi ndax man Malick bool laa sama papa bool 100% la waaw ma tooñ leen tuuti mbëru olof yi ngay gis benn mbër champion benn feem lay am benn technique mais soo bologee loolu dinañ ci tëj waaw xam nga foofu dinaa ci ñëw dafa am zone yoo xam ne bu ci mbër dëkkee day mën a bëri voilà lépp lay mën waaw dama lay jox tey Pikine dëgg la xale yi dëkk Pikine dañu bëri dañoo mën a bëri dëgg la parce que dafa am lu tax parce que dañ ko jàng ci soose jàng ko ci joolaa jàng ko ci tukulóor parce que lambi tukulóor fa la nekkoon Fallaye Balde doonoon seen baay te Fallaye bëri yëpp la dajale bu dee mbaru Faas arène Émile Badiane fa la nekkoon lambi tukulóor fa la nekkoon ça dépend ci zone bi nga juddoo ci wolof non xam nga ma kii ngañ per ngañ waaw li ngay wax ni dëgg la de mais loolu moo amatul si làmb ji xam nga bu njëkk ba mbaru Faas bu la nee Moustapha Gueye mooy bëri di nga xalaat leneen lu dul technique du fa am comprendre nga waaw su la waxee tey ji exemple baabooy mooy bëri ji di nga xalaat leneen lu dul làmb ji dina am fit ak bëri yooyu xam nga day wóor na bëree nga fa cycle baa ngi tey jii nag loolu moo fa amul tey jii waaw tey jii moo tax li may wax nekkul raison non li may wax nii nekkul pour gox yooyu ma nga may sital tey jii xam nga tey jii mbër bu jógee comme ku mel ni Yékini jógee Joal combat ak Moustapha Gueye da ngay xam ne lii làmb la Yékini combat ak Baboy da ngay xam ne làmb la mais léegi amatul si làmb léegi yow muy seetaan sax mun ngaa bañ a xam mbëri da ngay xam ne lii bëri du fa am dañuy puusante rek Malick lal na point bu doy waar xam nga lu ma la bëgg a wax fa làmb gimmee woon gim la fa làmb gimmee woon derby yu métti dafa giim la dama lay wax ay derby yu métti nga xoolal Fass léegi xoolal Pikine léegi Pikine Fass derby yi xoolal te ñan ñoo nekkoon ci kaw fii Papa Diop fii Mbaye Guèye xoolal cycle yaa ngi wax na dëgg la raison il a raison donc ces grands champions là ñu ngi commencé di manqué alors wax na ko léegi ci wàllu bëre dóor bokkoon na ci benn tournoi bu nga xam ni mooy CLAF bi li ko ci dugal wax na leen ko léegi mu daan fa Douglas daan fa Super Étoile daan fa Malaw Seras dañuy ñëw ci ñaari combat muy digganteem ak Douglas ak digganteem ak Super Étoile soog a ñëwaat ci plateau bi.
ñu ngi lewtoo kurpañ dalagul congo amagul. waaye Super Étoile mënuñoo daanante xeexuñu de ngi arrangé mais foog ñu xeex pour ñu mën a nga mën a daan sa adversaire. jërëjëf Balla ñoom ñaar ñu ngi lewtoo l'an 2000 Zap Super Étoile Lansar Super Étoile nee na ko daanoon naa la mbapat l'an 2000 ni ko mosoo maa daan tey la bu leer bi ci kanamu askan wi yëpp dimanche 30 mai 2010 fii ci stade Demba Diop ci teewaayu Youssou Ndour mi nga xam ne moom la ñu tuddee combat bu mag bi muy combat spécial di combat bi nga xam ne moo war a jox diggante Yékini Junior ak Tonnerre Super Étoile l'an 2000 ñi ngi lewtoo ba tey bëre nañu 1 minute 23 secondes kurpañ dalagul congo amagul Super Étoile nee na teg l'an 2000 nee na teg arbitre bi dox na seen diggante Balla. waaw tekkaaral bi dafa ëpp ñaari mbër yu toll nii kenn ku ne yàkkamte téye sa morom ñii leewaatoo loolu du neexal la ma Malick mbër dafay nekk koo xam ne da ngay gëm sa bopp ku gëmul sa bopp doo daan tey. ku gëmul sa bopp doo daan waaye Balla ca njalbeen ba waxoon nga ko waxoon naa ko combat yi calcul dina ci bari ndaxte enjeu bi moo nu toll ku daan sa morom toog nga jël karawaas gi sànni ko jiitu loolu yaakaar naa ni kenn du ci saax-saaxee sa combat kenn du ko ci wanteer calcul dina bari. waaye nag Malick soo calculé bu ëppee rek ñu daan la. calcul bu ëpp ñu daan la ñi ngi lewtoo l'an 2000. dafa nar a dóor si nag Super Étoile. l'an 2000 xeex lay bëgg a def parce que bul fàtte ni kii nga xam ne mooy l'an 2000 mbër la moo xamee ni neexul jaar ci kawam de. waaye tamit Super Étoile neexul a jaar ci kawam def nay preuve kon li nga door wax na mu daanu bëre na daan ñu gis. kon li nga wax dana am calcul dana si am ci ñoom ñaar. l'an 2000 door na mu daanu bëre na daan ñu gis kon yaakaar naa ni combat bi du yomb. waaw sànni na léegi de waaye cokkaas la cokkaas la. kooku mooy cokkaas. ay ca Balla ma dem ñi ngi lewtoo ñi ngi lewtoo ba tey taxawaay yi soppeekuwul ku ne yaa ngi jiital sa tànku càmmoñ l'an 2000 meloon na ni kuy dem waaye taxawaat na. congo maari dafa yomb boobu congo da doon seet rek essayement la woon rek. da doon essayer rek. waaye loolu wane na ni tamit adversaire am na concentration mayewul dara. léewtoo bi dafa diib Malick il faut ñu gën a farlu ndax bis bi mag na te ñaari combat yi fi jaar combat yu gaaw lañu. ñaari combat yi fi jaar combat yu gaaw la attention l'an 2000 daw na songu bal na ko Super Étoile door na l'an 2000 la nga koy plaqué génn nañu ca géew ba ca biti la ñu yegg arbitre bi woowaat na leen ndaxte ca biti la ko daane. wala boog mais nag si biir la ñu ko xaar jëlee. tuuti ñu xaar tuuti. waaw si biir la l'an ko jëlee. 2000 daan na ko. daan na Super Étoile jël bu rëy Parce que- jël bu set ci biir la ñu tàmbalee jeexale ca biti. parce que tey dafa ñëw tey boom xaw ma dañ koo jekku sëriñ xamu nu mu demee mais li mu daan indi daal tey indiwu ko. gis ngeen ko alors l'an 2000 ñu dellu siwaat ci tournoi boobu. ni la ci Gaston dugalee dafa xaw a extraordinaire. ñu tuddee ko làmb Adrien Senghor. nga dem jël làmb ji mun la dinaa la dugal ci claf dugal la ci claf. nga fekk fa ay mbër yu nga xam ni peut-être. ci wàllu bëre dóor dañuy wax ni ñoo la gën a confirmer wala dara. waaw mais xam nga tey jii mooy li ma la doon wax ci gëm-gëm bi rek. Malick man damaa jàpp ne maanaam lu góor di def rek man dama naan mun naa ko su ma ko jéemee mun ko. ndax damaa am benn gëm-gëm boo xamante ne nii mun naa am na yaakaar naa ne bëriwul ci góor yi mu am. parce que man dama am décision lu ma bëgg nii. lu ma bëgg a def nii dinaa jéem le tout ba mu kale ma soog a arrêté. claf boobu kañ nga ci jëkk a bëreel. kalaaf boobu Douglas laa si njëkk a bëreel. mooy combat bi ñu doon wax kalaaf bi bi ñu mënee dugal nan la si. boobu kii moo nekkoon sama ménagère su ma juumul paa boobu te nga doon def te mu doon def Lady Tigre bi. Mbaye Fall. Mbaye Fall. waaw. Mbaye Fall bi ñu demee foofu mu ne moom affaire ménagère da koy arrêté ñu dem mu jox Zal affaire yi moom mooy signé combat yi mais Zal la jox 10% yi. ah moom moo ko jox kii. waaw moom moo di ko jox kii. xanaa après élection bi mu waroon falu. tey voilà gars yi indi jafe-jafe. voilà merci beaucoup. waaw boobu noonu ñu dem këram ñu expliquer affaire yi boobu noonu 3h30 4h laa doon jóg. di dem entraînement. alors ce premier combat bi moom Douglas dellu si waat ci. Douglas bi Pa Gomez moo ma doon jàngal boxe Pa bi. Gomez waaw Pa Gomez bu nekk xam naa ko waaw xees maa ngi koy nuyu bu baax a baax. bi ñuy lii noonu dañoo def 2 jours 3 jours mu ñëw mu ne ma yow yaa ngi def boxe ma ne ko non man naa ngi soog a takk gant.
mu ne ma loolu mënul nekk quoi affaire yooyu noonu après bu ñu demee une semaine mu ne ma kii da nga koy dóor mu daanu. comprendre nga. nee na ko mu ne ma kii da nga koy dóor après mu ne ma nii nga koy daane kaay ma expliqué la. après ñu taxaw mu ne tak mu ne ma da ngay xëbal rek sa droite bi dafa am force. fu mu ko dal rek day daanu yow fexeel mu dal ko rek. affaire yooyu man tamit bu ma demee si làmba. nga yóbbaale waaw bu ma demee si làmba wax dëgg yàlla man xalaatuma woon dara. parce que xool naa ko am na taille comprendre nga am na lépp mel ne non kii naa ko jéem a dóor rek fu mu yem neex. waaw. nga dàq ko waaw mu mbéb ma def benn recul bu ndaw ñëwaat. di ko xool nag paa bi dama ne woon da nga koy fixé boobu benn balu teng si la ma joxoon. di ma ko dóor nii si bët naan ma bul xef. su dóoree ma capté bal bi su dóoree ma capté mu koy def ay quelques kii. su dóoree day teg affaire paaw bi ma dóor si waaw paa bu garaaw la. après noonu lañ def dañoo dem làmb ja rek saa waay bu may dóoree tag rek après loolu ñëw. xam nga ni loo jàng dafa garaaw. affaire bi ñëw sama image tag moo tax dafa lancé rek balaa moo dellu rek fekk man dóor naa ko ba génn sax mu daanu man xaw ma sax ndax moom moo ngi daanu. boobu man dama ko bëggoon touché rek génnaat. léegi waaw ndeketee man bu ma yéegee rek. droite bi waaw boobu la Pa Gomes waaw boobu maa ngi koy xool waaw man dama bu ma koy dóor maa ngi koy xool boobu man paa bi dafa ma ne cadre bi. waaw da nga koy natt. léegi su kiiyee su esquiver sax dina ko dal. da koy dal waaw parce que da ngaa am lii quoi affaire yi. da nga am rallonge. voilà waaw. ok léegi man natt man tamit ba ma nattee rek dama appliqué. et puis xam damaa nga dóor ba mu boo xoolee comment damaa dóor ba mu jeex. et puis moom léegi tëb. xam nga dafa am menton long. waaw léegi ba ma tëbee rek moom moo ngi daanu may ñëwaat fekkaat mu jeexal. waaw muy demaat waaw. alors nga bëre aussi ak Super Étoile. Super Étoile non ma jógee foofu Malaw laa bëreel. Malaw nga bëreel ok Malaw waaw Malaw. Seras waaw maa ngi koy nuyu sax bu baax a baax xam nga. Baye Fall la ko waaw. combat boobu dañoo bëri dañoo taxaw boobu moom si défaite la jóge man la jóge si victoire. léegi moom daa bëgg a ñëw moom man ma bëgg a am 6 points. comprendre nga ndax maa ngi la doon wax gala bi dama koy jël mais la Malick 9 points laay. 9 points laay am loolu nga ma waaw mais la man góobuma ay daanu yi damay daan. comprendre nga boobu gars yi dañ maa ne Malaw daa mun bëri. comprendre nga te man instant boobu damaa jàpp ne maa dàq bëri si làmb ji. comprendre moo tax jéem moo sax nekk di xeex ak moom. ab dafa siffler rek ñun lii kii nii rek ma daw jëli ko. rek téye ko. waaw xaw koo pivoté noonu. muy 6 points waaw mu des nag kàngang bi muy Super Étoile. Super Étoile waaw. non Super Étoile moom ñëpp a waxoon moo mun. moo la mun waaw. comprendre nga parce que dafa diis affaire yooyu yenn saa yi booy ñëw na ma sa waaye gis nañ ko muy contact lamsaar munoo koo plaqué affaire yooyu noonu dafa am doole soo ko plaqué du dem. espion yi bu ñu demee yéen ñëw waaw sa waay am na doole boobu nag suñu saal ba am na benn weñ bu fa nekkoon quoi benn 60 kilos la. benn biceps alter. moom laa doon biceps quoi. pour nga xamante ne man xam naa ne moom lu mu bëree lu mu gaaw moom sama naax bi dina dugg si poqataan bi. boobu la doon chargé loxo yi. waaw loxo bi laa bëggoon mu am force. force bu ma ko poussé quoi. waaw ok pas 10 quoi mais force bu ma ko. ok waaw résistance incliné waaw. résistance bi waaw. léegi nag ba ma demee ba affaire weñ bi xaw a oyof si man boo xoolee même sama gars yi sax doo leen wax kii dama koy plaqué. gars yi naan foo ko mel ne yàlla xam ne kii dama koy dóor su ma dóoree rek ma daan ko. moo tax yàlla dimbale ma nag combat bi tamit aussi. nga daane ko waaw ma daanee ko noonu waaw. nga daanee ko ma dóor ko naax mu daw ma làmb tànk bi di ko làmb muy daw ma koy làmb ba. ba pivoté ak moom tëb si kawam waaw. donc mais xam nga li l'an 2000 di wax dafa neex. parce que en fait. loolu moo lay won ne làmb. du hasard. non. mooy li ngay faral di wax ni c'est de l'intelligence en mouvement. parce que li muy wax ni yëpp koy liir maanaam préparation la en amont dem na ci Pa Gomes contre Douglas mu takkal ko gant indil ko réflexe ni ko del fixer adversaire indil ko kanamu Douglas xaajal ko waaw ni ko boo ko xaajee partie bi yëpp mooy c'est des parties sensibles mooy tempe bi ak menton bi ak mâchoire bi foo ci dóor day daal ni ko sa droite am na doole fexeel mu dal ko bu ko dalee dina daal dootul bëre mu ñëw ci làmb ji indi loolu appliqué ko mu jaar yoon gars yi xool Super Étoile espion yi ni ko kii mënoo ko daal parce que dafa am doole te ni ngay bëree naax yeeg yooyu doo ko mun a naax parce que gars yi fële kenn mënu ko def mu jaar mu dem jëlug weñam 60 kilos du biceps du biceps parce que moom dans son
dans sa tête mooy ni waa ji dama koy naax te foog ma am dooley loxo ju nga xam ne naa ko mën a déséquilibre mën a jàpp waaw. bu yëkkatee loxoom su ma dóoree dinaa ko egg fu nga xam ne dinaa ko daan loolu yëpp muy lu mu calculer entraîner ko ñëw appliquer ko donc c'est un lutteur intelligent macha allah intelligent vraiment mu nekk classe bu nga xam ne après fan nga ci mujj après nag bañ jógee foofu man 9 points laa génne. 9 points waaw parce que 9 yi moom yaa ma ko waxoon boobu maa ngi Saalum génnee 9 points. voilà ñu war a dem final. ndax boobu loolu moo xewoon. voilà après nag man nag damaa toog ba si foog naa lundi la xaw ma mardi la ma Saal woo na ma yow da ngay bëri demi final. comprendre nga ma ne ko demi final lan mun na ma yaa Garga. waaw parce que loolu dañ dem ba ci biir tournoi bi. waaw ñu soog a wax ne dafa am demi final. waaw daa am demi final croisé premier bi day dajeeg deuxième bi voilà ndax man moom su ma la wax lay vrai man sama calcul moom ay demi final ay yooyu ay Garga yooyu préparé wu ma leen man jàpp naa ne ku ciifee après dama lay daan rek jël classe bi waaw. ndax man jàppoon naa ne Saalum laay bëril te jàpp naa ne man maa ko mun loolu laa gëmoon. loolu laa gëmoon yàlla sax dimbali na ma ba si déwén sax. bi ñu bëree kalax nga bëree Saalum nga daan drapeau Mbagnick Diop suus maa ngi koy nuyu waaw ba ma des ma daan ko drapeau Médès moom moo ko jëloon ci Saalum succès de Guy gi parce que Guy gi moo ko jëloon waaw Garga daan ma nag après dem bëre ji moo Super Étoile Garga mooy seen lambu Thiès waaw lambu Thiès ba léegi Super Étoile man bi ma daanoon man moom léegi moo mujjee daan Garga moo mujjee jël loolu lay wan injustice bi amoon ci tournoi boobu parce que au départ dañu xalaatoon ne ñaari premiers yi ñooy daje ñu dem ba ci biir affaire bi neex promoteur bi changé formule bi nee nañ ko yokkat nañ def demi final final alors xam nga tey ji mënoon nañoo defal final boole ñee ñu bëri demi final mu nekk première place deuxième troisième voilà mais xam naa boobu rek buggee wuñ ko woon noonu tamit quoi bon léegi ñu ñëw ci sa carrière bëri nga ak Garga waaw tey niveau bi mu toll boo ko peesee fi nga toll lan moo la manqué non man Garga uppale moo benn niveau ah moo ma gën a fayoo ko xaalis si la voilà foofu la ñuy wax aussi loolu mooy valeur marchande non dafa la ma expliqué la ma lay expliqué man Garga ñi ko daan yëpp maa leen daan kan ak kan Bébé Saloum daa daan Garga Mbossé nga daan ko man maa daan Bébé Saloum waaw Super Étoile daa daan Garga Mbossé waaw man maa daan kii Super Étoile des na de Saloum waaw daa daan Garga man maa daan Saloum kooku lan la ma rawee déet tey ci palmarès tey si palmarès man maa ngi si 14 palmarès waaw dégg man la ci palmarès rawu la waaw rawu ma waaw mais ci adversaire rawu la waaw mais ci valeur marchande parce que nga aussi foofu la ñuy peesee mbër Malick man ba may ñëw Dakar teraanga indi woon na ma de mais man li ma doon gën a bëree ci làmb chaque làmb dama ko doon wax sama gars yi man damay fexe ba tey ji su ma génnee du ma sëgg maanaam jom dama am benn jom bu nekk sama sang bi buy daw boo xam ne damaa rusa romb nit di sëgg moo tax ba du ma tooñ du ma laal alal jàmbur waaw loolu mi ngi ci yow comprendre nga mais su fekkee ay raw yi man jàpp ma ne Garga raw te jàpp naa ne gestion carrière bi daf ci am solo plan de carrière bi daf ci am solo dawal nag moo la yow tey jii Garga tey jii moomul émission bi sax mais yéen a ko si dugal déedéet dawal nag moo expliqué la tey waaw. jii Garga tey jii boo tegoon carrière am teg sama carrière ngeen ko jëlal sama bos lay jël kan mooy jël sa bos man Garga lu muy doyee sa carrière yow man sama carrière Garga amu ko non lan lay doyee sa carrière 14 victoires 3 défaites ak ñi ma daan waaw non attends Garga Mbossé daje ngeen tey damay jël repère rek tey fi nga toll ak fi Garga toll laa ne am na fossé waaw xam nga làmb tey jii du affaire toll xam nga làmb tey du affaire toll tey jii am na mbëri nekk si kaw di bëri ay 100 millions waaw comprendre nga waaw sama palmarès amuñu ko ah waaw kan ci kii am non du ma lim tur ah si kan de non, yow xam nga mbër yi ci kaw da nga am seen palmarès yow yan mbër nekk si kaw si kaw daa am mbër xanaa moo normalement Balla Gaye Modou Lo Gris Bordeaux waaye tun booy mbër yaa ngi fi xanaa xamoo ne tey jii ay Balla Gaye ay Modou Lo ay Lac de Guiers yooyu waaw yaa leen man yàlla non bokkul sax yaa leen man tey jii wuyu ma waay tey jii man en tant que l'an 2000 waaw ñoo ñëpp préparé woon naa ni ma leen waroon daane waaye da nga doon gént mbala la non pas gént de kaay ma wax la nag benn affaire mbër bu ma la ne nii laa koy daane suñu bëree su ma ko daanewul noonu jëlib na xaw a nuroog noonu waaye yow non dafa naan kii bali non xam-xam laa lay wax nii de xam nga yow nag fi ngay jëlee parce que moom carrière am da koo tracé ci xel problème bi mooy non da koy gént da koy génn géntuma ko de
xam nga tey jii ba may bëree pakala. parce que ñooñu pour nga bëree ak ñoom aussi. mooy li la père Ngagne di wax. dafa am valeur marchande boo war a am. Malick kalaaf bi parce que nit ëpp nga ko ay victoire mu ëpp la valeur marchande. voilà xam nga loolu. te loolu encadrement bi bu mu doon wax charisme public lépp daf ci joué. xam nga encadrement bi mu doon wax loolu day ñëwaat. loolu day ñëwaat. xam nga moo tax fi mu ko dugalee ci débat bi am solo. parce que marchandise da nga koy jox valeur. xam nga man tey jii man fexe naa tey jii. ba fu ma romb ñu ne ma diwa nga ne. yow làmb Cees ba ñëwoon nga. man li fa nekkoon ci nit man kese maa ko fa indi. kalaaf bi yaa ngi doon ñëw. soo tegee soo ko soo tegee image yi nii di nga gis sama supporter yi. non loolu am na. waaw defal nag ma wax léegi tey jii man nekkul man léegi tey xëy na mun naa am encadrement boobu ngay wax. mun naa am daa am lu ma manqué. waaw moom te laa ñoom ñu am ko. waa léegi mais tey jii man amul benn mbër boo xamante ne dinaa la romb xaw a complexe. non loolu nekkul dalu la. non comme waxuma complexe si dalu la si affaire kii la maanaam si bëre bi laax bëre bi xaalis moom garaawul xam nga xaalis tey jii Malick tey jii Paa Ngagne yow mun ngaa wax ak nit métier mu ëppale la fuuf nga xam ne kii yaa ko mën. waaw moom laa la wax dama ne tey jii man loolu tey moo ma gënal xaalis bi. non gars yi su ma amee xaalis bi jël de. mais gars yi ci kaw. parce que xaalis bi nag moo tax ñun. waaw ñun ñëpp moo tax ñu yëngu mais man tey soo ma tegaloon ñaari. yàlla xam ne bee laay jël. yow nga ne gars yi ci kaw mënuñu la. ah mënuñu la. amul nit moo mën si làmb ji kii Paa Ngagne. waaw yow barke borom Touba laa lay giñal de xanaa moo ne gis nga tey jii. c'est que nag toog tey jii dawal nag ma expliqué tey jii ñu taal lampe tey jii sama palmarès yi ma lay expliqué yëpp su ma la waxoon tey jii. yow ñi ngi ma tuddal ñëpp ñi bàyyi nañu bëre. non dañoo bëreetul Super Étoile daa bàyyi bëre. moom laa la wax. ñoom Super Étoile bàyyiwul bëre daa amul bëre. et puis yow ñi nga daan daa amul combat daa amul bëre. mais yow ñi nga daan. Mansour Diop bëreetul. waaw bëreetul. waaw Mansour Douglas bëreetul daa amul combat. Douglas bëreetul non dafa bàyyi lamb. non dafa amatul combat. Mansour Diop de. Mansour Diop de bëreetul. gérant boulangerie la fële ca Mbour. fële ca Mbour. waaw gérant bu la xam naa ko bu baax. waaw bëreetul bàyyi na léegi patron dafa kilifa la léegi dafa am biiram Mansour maa lay nuyu. boo ko seetee suñu waa ji moom boulangerie. ku baax la Mansour Diop. Douglas retraité na. Douglas retraité na. waaw Douglas El Hadj Malick Gakou bébé Saloum fi ne. Douglas El Hadj Malick Gakou moo ko di Douglas. kay bàyyi lamb ji te nga ñëw mais lamb ji li muy doxee ñun ñëpp fa lañ jëm nag. non ñun loolu ñëpp dañuy retraité ji. parce que tey jii waaw dëgg la loolu dañuy retraité. tey jii non waxuma retraité dañuy retraité suñu heure retraité. Anticipé. fii daal bébé Saloum moo fi des anticipé. waaw xamal dañuy anticipé. maanaam yow mënoo di entraîné. di dund métti na de. comprendre nga te yow li ngay entraîné gisoo ko. gisoo ko waay. comprendre nga. parce que mbër bëri. xam nga tey Mansour Diop boobu maa ngi koy nuyoo paase seeti naa ko ba boulangerie am. ndeysaan Mbour waay. comprendre nga Mbour. muy liggéey lu am solo. waay comprendre nga ku baax la ku am taalube. papaam gërëm ko sama kanam. ndeysaan. waaw man loolu sax laa ko gën a jàppee. nee naa ko man seeti suma naa xarit la. lii moo ma gën a marqué si yow moo ko quoi jël teg ko ci wetam mu koy baax la gérer ay mbiram yi tamit suma waay ku baax la donc vraiment ñi ngi def liggéey bu am ku solo. baax a foofu baax ci la ku Mbour. baax la ku baax ku sérieux ku papam gërëm sama wet bopp man loolu laa koy seedeel waaw te nit moom soo amee ñaari waajur rek ñàkkatoo dara waaw ñàkkatoo dara waaw comprendre nga tey jii Mansour Diop daa bàyyi bëre te bàyyi bërëm jotul waaw loolu am na moom. daa bàyyi Mansour Diop tey jii man Douglas tamit dafa bàyyi te bàyyam jotul. Douglas sax mun nañoo ne moom moo ñu mag Douglas sax mun nañoo ne moo ñu mag Super Étoile Super Étoile mbëri di feeku 100 millions mënuñu ko soo gisee mu dem Amérique di liggéey di ñëw daa gisatul lu mu bëre bon bébé Saloum a ngi fi Feu Rouge a ngi fi. bébé ñoo ñëpp dañuy bàyyi xam nga lu tax dañuy bàyyi ji waaw tey jii la munoo di entraîner Paa Ngagne chaque ñetti at nga am si ñaari combat wala benn combat loolu xel nangu ko mais lu tax l'an 2000 naqaree amal adversaire. non l'an 2000 la dafa naqaree bëreel maa dama naqaree bëreel man su ma ñëw si làmb benn li mbër yi gën a naqaree am dama koy am muy koofur loolu moom mosumaa ñëw làmb te indiwuma koofur waaw te li ma yàlla dénk si doole naa ko indaale te di ngay bëri tamit ku am fit waaw koo xamante ne moom da lay leer na kii moom mais gars yi ci kaw wala man de. non dafal ndànk ñoo la mën de père booy yàlla xam ne ne gars yi si kaw waaw soo leen fayoon 100 millions nga jox ma 50 lu ñu la jël ñoom. non exemple laa lay jox waaw nga jox ma 50 millions nga ngeen combat bi dimanche la comme kan par exemple jël beneen. ñoom ñëpp kay jarul jàng mais lii joxal gars yi si kaw ñëpp rek kaw ba suuf ñoom parce que man ñoom laay bëri ñoom ñëpp laay bëri ay Modou Lo. dégg ñoom ñëpp kay jeexal naa wax ay Modou Lo ay Ama Balla Baldé. kay ay ñoom ñëpp laa la wax Ama Baldé sax mun naa la du ma bëree moom ndax Pikine moom du waaw Boy, Pikine yow- du yow- quoi mais booy- comprendre nga non dafal nang ma expliquer la père yow da nga am fit de. père dafal nang mbër bu ñemee entraînement ngay waxal nii ku am fit man xam naa la. ku ñemee entraînement ku am fit ku mën a bëre nag ku am Bandi sañ-sañ. géew. ba pare bandi géew waaw Kuy loolu bandi géew? moom man moom bandi di nga géew. gis nii suñu encadré amee ba ñu jéggi saako yi noonu Yeah. mu des man yow arbitre dootoo bëreeg nit de gaynde ngay bëre yaa gaynde Forza noo leen demee. non Forza daf maa nax ah waaw Malick.
xamul damay def maanaam. loolu naxe. comme combat Forza laa ëpp doole bu muy bëri. ba waaw. musuma entraîné lu toll noonu. et jox ñu combat Forza ak l'an 2000 ñu seetaan ko dellusiwaat ci plateau bi après moom mu expliquer lan moo nekk ci biir combat bi ba tax mu ëpp ci doole ba pare daanu ci. li règlement nangu ak li mu bañ. arbitre sifflé na l'an 2000 ak Forza ku ne jiital tànku càmmoñ Forza sànni na moo yor ngembu vaxili yor lu weex li ci ginnaaw ndeysaan ñu ànd ceeg Jax production mu ànd ceeg Fallou Ndiaye samedi waaw déclenché na droite plat daan na ko Forza daan na ko da ko tëru dëpp ko sol plaqué ko mu jaaxaan Forza daan na ko. alors combat baa ngi noonu. gis nga yaa ngi koy seetaan combat bi. waaw man mosuma bëri mbër boobu daan moom ma yuuxu. nga yuuxu. waaw da nga ko téye ci suuf yow yaa ko téye. dama téye loxo boo xoolee bu ma ko téye sax. lu tax nga téye woon bu ma ko téye sax mënul daj. lu tax nga téye ko. non da nga tiit xanaa dama tiit. ah da nga tiit waaw dama tiit dama lay expliquer. combat bi li ma si entraîné indil combat bi ba léegi. da nga laaj mooy ay non wax ko léegi. xool maa jox ko combat bi. jox ko combat bi en off mu commenté ko. voilà. non tey gis nga ni ma toll si combat bi. lii moom baax na état li may am yaram bi yaa ngi gis abdominaux yi. lii moom état la waaw léegi aca waxal combat bi combat bi lii instant bi nii damaa jàppoon ne damaa war a yàggal combat lancé na la waaw gisoo ma déplacé wu pour diireel combat bi lancé na la gauche ndeketee moom daf maa fatt rek. waaw léegi waxal mi ngi waaw moom daf maa fatt nii rek di nga su ma déplacé woo mu dàq mu taf la boobu lii lañ ko wax xam naa xam nga ñoom ndeysaan équipe bu mag lañ yor. waaw voilà maa ngi koy nuyuwaale moom it au passage xam nga damaa bougé rek mu ëmb ma man nag lekkool ma daw def nii lekkool ma daw continuer mais damaa daw bëgg a tourner nekk ci ligne de mire bu ma plaqué yomb. non bi nga ko téye lan nga yaakaar ne moom nga téye yow. non man xam naa ne daanu naa da nga defee bëre ko. man xam naa ne daanu naa mais damaa gëmul affaire bi damaa tiit. ba téye ko waaw damaa tiit ba ne aja. aja boo xoolee si combat bi ba may laal suuf maa ngi wax. looloo ndox boobu waaw boobu man damaa ne aja boobu man gëmul mu ne musuma nelaw ba xalaat ne Forza bi war na maa mën a mais Forza dafa mën a yàlla xam na ko non du loolu du question dafa mën a mën dafa am doole maanaam combat bi dama see daj loo xam macha allah maanaam ba may bëree Malick Thiandoum ba may bëree arène ba léegi musuma entraîné nii waaw parce que forme bi nga indi fii moom musuma koo indi fii bu ñu waxtaanee soo ko indi ci làmb bi ñu waxtaanee nga déplacé wu mu tëj la fermé la waaw nga dawaat damaa waroon continuer da nga waroon ba ma déplacé woo nii waaw ba ma déplacé woo xam nga damaa déplacé wu mu ñëw waaw damaa waroon continuer mais damaa taxaw def nii bu ko delluwaat nii mu yegg si da la indi ci boppam waaw parce que yow bi ngay ñëw da nga sóobu yow waaw man ba ma ñëw nii lu taxoon nga sóobu man ba ma ñëw nii boobu dafa maa jege dala taf waaw boobu dafa ma jege ba pare ci ruqu géew bi loolu laa la expliqué lii ruqu géew la lu yóbbu dafa maa kepp waaw ruqu géew loolu laa la wax moo tax ma dafa maa nax mais ñu nga ko combat bi am ko mbër moom su bëree ba pare rek mbër su daanoo rek cuune lay nekk waaw ba ma ñibbee laa xam ne damaa nelaw dëgg laajal booy yi yëgoo dara ci combat boobu non man moom loolu man musuma yëg si làmb ay dañ maa liggéey ak yooyu mais combat bi moom bi mu desee ay jours ñuy dem entraînement ji diine man wax naa suñu booy yi wax naa leen ne man damaa gën Forza arbitre prip daan mu daan ma wax nga ko avant combat yàlla xam na ko barki borom Touba nga ne prip arbitre prip Forza daan mais boo combat bi ñaata fan des boobu combat bi des na ay une semaine ay affaires boobu yaa ngi rafet njort ni gént gi kon boobu moom non man jàpp naa ne Forza moom du ma daan mais war naa ko ñaari nit ba ñetti nit ba suñu entraîneur bi sëriñ war naa ko nga ne ko arbitre dafa sifflé mais ne ko man damaa gënt arbitre sifflé rek Forza daan ma léegi yow ci waaru pexe demoo defi dara non dem naa man su ma amee combat fi ma doon dem laay dem wax nga leen ko comprendre nga non mais am na sama benn rak waaw mu am si ku mu dem kooku ne ma kooku ne ko seen mbër bi maanaam làmb bi moom gént na ko soo demee dina la wax làmb ji yàlla xam na ko booy bi ba mu ñëwee waxuma ko de mais si suba sa la ma ko wax ne la ne ma pourtant ki ñu demoon démb nee na yow gént nga làmb ji mais ne ko pourtant laajal kii wax naa ko mës nga bëri gént làmb mës nga bëri gént làmb non xam nga ñun nag moom ay séeréer est-ce que mës na la dal xam nga ñun ay séeréer lañ man damay gént làmb bu baax loolu làmb sax dama koy gént ni nga ko daan géntee nii laa wax comme ni nga géntee non tey jii mun nga gént ni mu am sens contraire mun ngay imaginer tamit comprendre nga mais bii moom dama ko gën mu wóor ma ne lii moom
doo ci génn. waaw leer na nañ. war nañ la ko waaw war nañ ma ko mu leer. alors am na si kenn ku ma dem sax mais. balaa ñuy ñëw kooku ci sax samp yàlla na ma yàlla baal mais damaa jàpp ne sax moo ma jaar. non kii nga dem lu mu def. lan la def ki nga damaa def li ma def loo mosuma koo def si làmb. lan la def. damaa def loo xam ne mosuma koo def si làmb. mooy lan. waaw benn kii sarax bu ma digal la. saraxu lan la. saraxu lan la. sarax bu ma digal. mu génn pour nga génne ko. waaw ma génne ko. sarax bi xanaa waroo ko génne. sarax bi waroo ko génne. non du lu ñu war a génne. non nekk na lu ñu war a génne. waaw mais man waruma ko génne xam nga tey jii. waaw ñu su dee si séeréer daa am ñoo xamante ne dañuy xof ginaar wala ñuy xof bëy wala ñuy xof. waaw maanaam loolu ma génn loolu ñun dañ koy xof. lan la loolu. non garaawul. non. laa bàyyeeku ma làmb nag am na yoo xam ne dama koy cof de. looy cof. am na yoo xam ne dama koy wër rek dem. non booy lan nga génne booy est-ce que génne nga ko ni ma ko sante. waaye non est-ce que génne nga ko. carrément. noo ko génne. ni ma ko santee laa ko génne. da ko rendi kii ko mais xam nga tey jii. da ko rey sàmm. waaw non pas rey sàmm du nekkul affaire yooyu. nekkul yooyu. mbir la daal waaw. man du ma fiti sax. alors dañuy jox balaa ñuy ñëw ci samp bi damay julli déglu ko. damay julli di woor. waaw xam nga su ma amee asaka dama koy génne. waaw du ma xërëm. dañ la mos a génneloo fétiche. yàlla xam na dañ la mos a defloo gàllaaj gulaat fétiche. ankay lan la woon boobu. ankay da nga koy da ngay gis ñu koy jéem a def. lan la woon mais man du ma ko def. lan lañ la santoon yow. lan lañ la santoon te du ma ko def. non lan lañ la mos a sant nga bañ. comme sant ma. ci gàllaaj nga bañ maanaam ni la defal lii fétiche bi nga ni du ma ko def. ban boo bëggee ndam defal lii. non kii Malick yàlla xam na ne man awma sëriñ buy fétiche. mosuñu la ko sant. billa du ma fa dem sax su ma xamee ne loolu ngay def du ma fa dem. su ma toogee damay jóg. alors sa diggante ak Feu Rouge moom laa bëgg ñu seetaan ko dellu si waat ci plateau bi waxtaan ak samp ndënd mi nag ñu xool moom fu mu bëgg a dem. arbitre soufflé na ndeysaan loolu bu la neexee ne grand combat la Feu Rouge ak l'an 2000 gauche wala droite boog Feu Rouge gauche l'an 2000 ngemb bu weex Feu Rouge a ngi dox ci koom bëgg na koo dóor laa ilaaha illallaah Feu Rouge ak l'an 2000 ci defet la mujjoon digganteem ak Forza Feu Rouge daw na jëli ko dali na ko l'an 2000 bañ jàpp la doon wër l'an 2000 lu mu bëgg a def loolu dafa sori dal lañ ci daadak dëkk yooyoo lang ba gaat plaqué na ko mu bañ wër laa ilaha illallah moytul dina la wër ndombo dina la wër dina la daan dalay daan na la moo la mag bëre moo la dàq bëre dalaa dàq bëre moo la mag bëre de lu xew daan na ko bilaay daan na ko bokku ngeen ni bëre bilaay ku la jëkk ci néeg bu lëndëm moo lay wax fii ngay fanaan ndaysaan daan na ko jël bu rëy. voilà merci Feu Rouge nekk xale. ñu jox la ko aussi nga daan ko noo ko daan. non Feu Rouge xam nga combat bi dafay taxaw boobu man lañ doon utal adversaire. Pape Thialis man la doon utal adversaire ndax boobu su ma juumul kër Yékini laa dem ñu toog nii nee na ko garaan rek maa war a lijjantil combat ma bëree waaye affaire yooyu. mu ne ma xaaral ma woo sama benn gaañ ba xam après mu woo xaw ma màgget la grand bi tudd xaw ma comprendre nga maa ngi nuyu grand bi tamit Yékini bu baax xam nga ndax combat bi moo tax ma bëri ko. comprendre nga après ci la woote mu ne ma yaa ngi entraîné mel na ko waaw mu ne ma gars yi ne dina la dugal ci combat Bombardier bi ak Eumeu Sène. comprendre nga. si noonu léegi ñu may utal adversaire. man damaa toog ba foog naa Zal moom woo xaw ma Max. na ma Bébé Saloum lañ ma doon jéemal jox ñu ne Bébé Saloum nee na xaw ma day laaj xaw ma kan mel na ko man maa ko daan day ñëw ma may ko chance rek wala mu bàyyi garaawul affaire yooyu après si la ma Zal ne ndax bëgg nga Feu Rouge mais nag su fekkee nangu na rek man garaawul. nangu waaw man garaawul quoi ndax comme Yékini laa utloo adversaire rus naa tamit naan ko ay bugguma kii di ko sonal. voilà ndax am na yoo xam ne dama koy libéré quoi. tout à fait boobu suñu ma joxoon yaaw jaal sax mu bëri ak moom. ndax boobu man maa bëgg a bëri noonu rek. man maa amoon envie bëri. après ci lañ ma nekk Feu Rouge nee na am na benn nijaay bu muy déglu affaire yooyu après combat bi taxaw ñu dem signature man ko naan maa la mun maa la ëpp doole. maa la dàq bëri mais gëmu ko. naan ma yow paa nga affaire yooyu noonu xam nga. xam nga affaire bu mbër yooyu rek. mais yàlla def nag. combat bi taxawee nag combat bi ay 25 jours foog naa. la taxaw waaw. boobu maa ngi dem salle maa ngi contact mais physique ma normal. ma bàyyi yooyu yëpp léegi di contact di def gym. sama benn coach Ibou benn coach professeur gym la quoi. après ma dem jël ko ñuy ànd diin ya. mooy defal gym nga daan booy bi ndax booy bi daan ko. non booy bi
bu ba ñuy entraîné maa ngi ko naan booy bi su ma daanee ma bàyyi bëri. yàlla xam na ko Ibou moom may dégg mais nag kii mënu maa daan ba pare si dox-doxloo dinaa ko bëriloo ba mu xoox ma toroxloo ko si biir laa ma ci bàyyi ko parce que boobu gannaaw bi dama doon entraîné ma. yàlla xam ne damaa foogoon dama ko doon wax yow mos ngaa rey nii dañ laa jàppul rek. tellement que man waaw physique bu mu mënoon teg mosuma koo tegoo. léegi damaa dem ba physique boobu léegi dama ko doon dékku. léegi ba pare mbër mu mun bëre. am benn genre physique bi boobu booy bi xool naa ko liir naa ko. booy da nga mën a bëree yow. ah da nga mën a bëree. barke yàlla bu baax sax. waa léegi jëlal sampal comme da nga mën a bëree. sampal. ay jë toogal ma toog samp ko nii samp ma yëkkati waaw ma dóor. léegi bees sa loxo yi jeex na ne nii gars yi. ay ca ne nii daf leen affaire laa def mais xam nga kan laay lim. waaw. yaay lim. man maay lim. waaye yow day damaa ñëwee fu ma jëm quoi. waaye demal yow yoon maa ngi ama neex. ama neex. en 2000 na ñëw ma daan en 2000 ama neex. non day ñëw ma daan ku ñëw fii te laajul ama neex. comprendre nga. Malick Modou Anta. Modou Anta combat neex na. waaw na ñëw ma daan ko tamit. Moussa Ndoye. na ñëw ma daan ko. Moussa Yékini Junior. na ñëw ma daan ko. Malick Niang. na ñëw ma daan ko. waaye yow l'an 2000. Lagros su fekkee wér na ñëw ma daan ko. wér na la kon na ñëw ma dara jotu ko na ñëw ma daan ko. waaw ñooy sama adversaire. yàlla xam na ko ku si ñëw tey jii tey pare naa pour bëre yow daan la. Jordan ban. Jordan men. non Jordan moom maa moom duñ bëre quoi. ginnaaw raay dañoo jege yow trop. waaw. ginnaaw raay la ko ñëw bokk ñi. ginnaaw raay la waaw. ok mooy loolu quoi te ginnaaw raay Mali dañoo bëgg a def 100% ginnaaw raay bu garaaw la ñuy préparé. mais comme yow da nga bëgg a def ginnaaw raay yëpp maa ngi leen di joxee Lac de anu bàcc saras Lac de Guiers numéro 2 kooku nag laa yàgg a bëgg a jàpp tànk. Lac de Guiers ban. numéro 2 kooku laa yàgg a bëgg a jàpp tànk bi gitaar ko. Lac de. yàlla xam na ko balaa ko Amazone di jàpp tànk bi maa ne gars yi kii ku jàpp tànk bi mu toog. yow Lac de Guiers de. non père yow xamul li sa problème da maa xamul. maa la xam nga kii daaw. père man bëri naa bañ dem ba joxe sama at. paa bi bañ kaay ma wax la. man dama la xam ni ma la xamee kii xamee wu man dama la daan seetaan Adrien Senghor man làmb daan tas ma ñëw Adrien Senghor. ba 22h. seetaan naa la. ba seetaan la drapeau bu ñu ma tuddee nga jël ko. non wax nga dëgg. waaye man gannaaw xaw ma la. mais problème mooy. yow Lac de Guiers 2 yow. ay Lac de Guiers 2 yooyu nag soo ma leen joxoon nag. tànku Lac de Guiers 2 boobu. yàlla xam ne boo ma joxoon Lac de Guiers nga xam ne du mbëru niil. gars yi nga xamul fu ñu koy jaar rek. Ok. xam nga mbër bu ñu la wax mbëru niil la jox ko l'an 2000. même ba may bëri mbapat noonu la woon. am na benn mbër bu ñu doon woowee Simbo. ñii seetaan ñoo ngi may dégg moo dàqoon naa tëwoo si mbër yi mosuma nii la moom. moo ko jàpp rek daan bu ñu la joxoon Lac de Guiers. mbër buy niil laa man kuy taxaw laa gën a mën a bëgg koo xam ne def dara day taxaw rek. yow da nga Lac de Guiers day def de. c'est que problème bi mooy man su ma la téyee père. waaw 79 kele naa la ko dóor. 79 kele. waaye booy bàyyi du problème théorie de. xam nga léegi nag l'an 2000 borom 79 clé yi. boo jàpp leen boobu. l'an 2000 borom 79 clé yi. xam nga boobu laa koy may. mbër daa am foo koy téye foo xamante ne. tant que daanul waroo koo bàyyi. ok. fan la. ku nekk ak. non ku nekk sa for. dënnu ngemb la loolu du ma ko maye. peggu ngemb la. xam nga tey góor daa am fu muy amee. mais loolu ci ngemb bi la. waaw ci ngemb bi la. góor daa am fu muy amee doole loolu moom sama écurie laa koy jox. góor daa am fu muy amee doole soo ko fa téye jeexal na même bu nekkoon 200 kilos la. Lac de Guiers tey jii ni ma taxawee nii. suñ bëre woon nii boo ma téye ko fa nii. soo buggee dindi dana mel ni segg bu jàpp béy bu ndaw. du deñ. ñu bàyyi la nga sant laa lay wax nii ñu bàyyi la nga sant gërëm. booy promoteur yi déglu ngeen. non jarul booy père Auguste bu muy të maa ko daan Auguste benn. Auguste bu muy të kenn mënu koo daan man maa ko daan. Pakala bu muy të kenn mënu koo daan. koo daanee Pakala kenn terrain gaal gi fii. ñaata yoon. benn yoon lañ bëri foofu ma daan ko. ak kan ci ponkal yooyu. Youssou Ndour. daan bu muy të rab. waaw të laal waxuma la ay mbër yoo xam ne dañuy daanal ñoo xam ne dañuy toog ay 2 ans duñ daanu maa leen daan. ak kan Auguste Pakala Mbagnick déggal ma naan Mbagnick kay Youssou Ndour. des na le Paul Maurice ñaari yoon laa ko daan. balaa moo dugg ci classe bi. ay bërikat laa lay wax de ñu mën a bëri laa lay expliquer waxuma la ay mbër yu làmbatu de. ñoom ñëpp rek la. soo ma joxoon Lac de Guiers bi da nga yaakaar du Lac de Guiers 2 da nga koy def 1 kon wala 0. waaye yow xanaa rek fekku la ci bëri simple bi. non rëg nag xam nga maa moom tombé wuñ. fekk na nga génn. waaw fekk na bëreetuma maanaam boobu soobu man laa si bëri simple bi. noo ko gisee. Reug Reug champion kooku amul lu mënul am si làmb. te yow bëggoon ko fa fekk su fekkee waxante nañ dëgg rek. instant bii nii. moom moo gën a nekk sax au top gars yi nekk si kaw.
ay ci bismillah. waaw mais nag combat ma guy gi yàlla na ko guy gi daan. loolu suñu non man guy gi laa faral. waaw loolu nag yow la engagé. loolu moom booy toog si plateau bi en direct. waaw ñaanal guy gi ndam mu daan Reug Reug jël bu set. loo ci jublu loolu. non guy gi sama waay la. moo ngi mel ni yàgg ngaññel. ak Malick. yàgg Malick. noonu ngeen demee yow Malick ak Lamine Samba bu la dàqal. ñëpp. ayca ñu bàyyi la nga sant gërëm vraiment waxtaan bi neex na donc ñu bàyyi la nga sant gërëm ñu daal di tàggatoo. ñoo ngi rafetlu émission bi trop xam nga fii moom ku fi ñëw da ngay soulagé wu mel ni sa kër. ñoo ngi sant personnel bi yëpp kaw ba suuf. merci di leen sant Malick yow moom. merci macha allah chaque jour ma lay tooñ naan la yow waroo nekk ci télé publique télé nationale bi nga war a dem. yow parce que produit yi sénégalais yëpp nga. parce que ñëpp la bëgg yaa père bi. père bi wax dëgg yàlla dafa xam làmb ba pare te xam nga dafay jox mbër ak xam. lu gars yi ñu bëri dul def. tey jii mbër soo ko bëggee laal da nga koy laal fu muy jëlee xaalisam ak fan la koy dugal. te paa bi soo ñëwee foofu la lay yóbbu direct. man émission bi yëpp domaine boobu moo si gën a neex. fi nga dugg ak man maa ngi la si félicité tamit bu baax a baax. merci beaucoup ñaanal la tamit gudd fan bu ànd ak wér. merci comprendre nga maa ngi sant tamit sama yaay bu baax a baax. comprendre nga ak sama famille yu góor bu jigéen. sama famille yaay yi maa ngi leen sant. ak waa Bawol yëpp sama famille papa yi. Bawol Patou yëpp Bawol yëpp maa ngi leen di sant leen nuyu. di jox nuyoo bi ndongo mu tasaaral ma ko si Bawol yëpp. comprendre nga di sant sama mag Yaxya Diop Yékini. di sant booy ma àndal Kool di ko ñaanal yàlla mu nekk roi des arènes. Kool bu sap am na combat yàlla na ko yàlla may ndam. Kool de am na taay bi am na lépp. non day nekk champion man mosuma indi mbër mu daanu. waaw day nekk champion xam nga. nuyu tamit sama gars yi nekk Europe Malick. jërëjëf ñoom Vieux. ñoom Maam Cheikh ñoom Lamine Ndiaye Lamine Faye comprendre nga ay ñoom Babacar Sidibé ñoom Idi Dem ak sama booy Baye Sidi Diop sama gars yi nekk Europe yëpp kaw ba suuf ñoom Mortala moo ma ne demal émission boobu moom kese ñëpp moom la ñuy seetaan. wallaahi yàlla xam na ko moo ma ne woowal Malick. ndeysaan mu invité la nuyu ko moo ngi Italie yëpp ñu ngi lay nuyu. billaahi ñu lay bëggee waaw ñu leen di bëggee foofu ñoom foofu. mbër yi woote yëpp nag maa ngi leen di jël wax naa ko Père Ngagne ay ñoom Fallou ñi ngi ak liste bi ñëpp dinañ ñëw ay ñoom Fallou Sila ak yaayam papaam seen famille seen mag yi ñoom ñëpp maa ngi leen di sant ñoom Lamine xam nga sama waa gaale bi ma dëkk nii. sama mère bi mère Dieng maa ngi koy sant bu baax. ak sama soxna maa ngi koy nuyu bu baax sonn na si man sama soxna. mi ngi Dakar maa ngi koy Dakar fii maa ngi koy nuyu ak famille bi yëpp. kon benn soxna nga am. non moom laa amagum. maa ngi koy sant bu baax a baax. ak famille bi yëpp. allez merci ñoom Abuja ñoom Aada. ak sama mère bu ma dëkkal nii jërëjëf mais dinañ amaat jotaay. baal ma sant sama mère bi moo ma jàppale. sama mère Pape Ñambe Dieng. maa ngi koy ñaanal bu baax xam nga monsieur le maire ginnaaw raay ak Waly maa ngi leen ak ñoom Jamil ñoom ñëpp maa ngi leen di jërëjëf di la félicité di la ñaanal yàlla di la wax gënal la defar staff bi rek ñàkkoo dara ci làmb parce que au moins dese na la xanaa 10 ans de carrière non 5 ans moo ma dese 5 ans man est-ce que loolu naa ko fi xaar sax 3 ans kay su ma ko bëree waatee bu soobee yàlla su ma xoolee affaire bi naqari 5 ans ci at moo la des 5 ans moo ma dese si làmb ji kon am nga 40 ans. 40 ans laa am ren. ci la góor di amee doole. ci la góor di amee doole nag. waaw moo tax nag maa ngi sant Vieux bu baax a baax Vieux ba. jërëjëf waaw c'est bien merci. parce que ñu may jàppale aw ma seen fay. Malick bu ma bëreewul ba léegi ñoo may jàppale. voilà ñu ngi lay féliciter di la gërëm. ci ñëw gi liñ ci bëggoon xam nañu ko. ci sa carrière bëre bi ak bëre bële. ñun xam nañu xale bu am engagement la. waaw kon li ci des mooy encadrement bi rek gën a dëgër. gars yi gën la jàppale. pour que défi bi aussi nga mën ko relever. man dama bëgg ko oser. waaw ci kaw mënuñu ma. voilà te li nga wax dafa leer. waaw mais nag attention mooy. dajeeg ñoom mooy jafe rek daje bàyyi jafe. voilà merci beaucoup defal la bagage en tout cas ñu ngi leen di sant di leen gërëm merci Mass du côté de la réalisation Ibamar également suñu caméraman yi ak ñëpp ñi jàpp ci liggéey bi ba nga xam ni mën nañ leen a jox émission bu mucc ayib muy arène sénégalaise merci également Cheikh bi Thioune ci image ak montage bi jaa ngeen jëf ba lundi incha allah ci beneen émission di ñaanal ñëpp guddik jàmm di ñaan également màggal gi ñu dëgmal ñu egg ci ak jàmm taalibe yépp mun a dem màggal ci jàmm ñibbisi ci jàmm ci barke Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul jaa ngeen jëf